may leen ma ñëw tuuti may leen ma rek ma ñëw bilaay Gambien yéen ay njuuma yéen ay njuuma dégg dëkk gi li ma jaxaar bi wax rek mu ne ma King Joe bi dëkk bi nii amut fi coow mu sonal sa boppa yéen man doo leen ma rey billaay du leen dara billaay wallaay moo tax sénégalais yi xam nañ ne Gambien ni dof dëggal lañ suma diggante ak yàlla yéen non yéen a ma rusloo waa ma ne yéen nit ngeen dama leen naa laaj ma ne yéen nit ngeen su fekkee maa ngi ñëw clair leen mi noo maa ngi njëkk a nuyoo di wax good morning asalaamaaleykum naka suba si na ngeen def nelawuma ñaari fan maa ngi nii bët yaa ngi nii ñaari fan waaw ñaari fan nelawuma des na tey ak ginnaaw ëllëg xëy na balaa may daanu mun naa am fu Ali Seck ñibbi mu ne ma King Joe bis ma ne ko naam mu ne ma Jóob ma ne ko naam mu ne ma ñaari boos lañ feesal mu ne Wally daf doon ñëw mel ni xawma élégance ñoo ko wan ne ko Gambie bi moom yaa ko moom lu la neex def élégance nag ki ko moom mooy Cileel Sarr waaye nag am na benn janxa nag mu ngi kool def pare na nag jàppoo ak Cileel ma ne ko déedéet Cileel suma mbokk la mu ne ma waaye Jóobi si yow yaa fi waxoon ne fii haute politique la buñ gisee loo xamante ne mu ngi sur réew mi añ ko waxtaanee lii de la ma jànq ba wax ma ne ko lu xew mu ne ma Cileel móol la ma ne ko kan lay móolante mu ne ma Cileel mooy jëndal First Lady ay bagaasam mu ne ma Cileel mu ne ma ne ko naam mu ne ma élégance coverop la loolu la ma jànq ba wax mu ne ma élégance coverop la mu ne ma kës Cileel mu ne ma naam mu ne ma ne government bi luñ bëgg ci biti moo leen koy jëndal mu ne ma kër First Lady loolu lañ ma wax ci Cileel Sarr kon nag aji Cileel buy déglu mbaate ngay xaritam boo demee na ko King Joe bis mu ne am na benn jigéen mu nekk Angleterre pare na nag pour defante ak yow ngeen waxal ma ko aji Cileel jigéen boobu ngeen di dégg de aji Cileel nag moom élégance ma ne ko aji Cileel am élégance am ni laa ko waxee de mu ne ma King Joe bis ma ne ko naam mu ne ma élégance bii ma ne ko naam mu ne ma coffrobe la ma ne ko yow soo ñëwee ci medium bi ñeme nga ko wax mu ne ma waay yow mbaa xam nga ma mu ne ma yow na ndeke xamuloo ma ne ko waaye balaa ma lay indi ma noddu su ma noddoo xëj na dina am ñu julli ma ne ko waaye yow fii révélation yu yi leen ni le man ñeme ñu ma koy wax mu ne ma demal ma ne ko si laa ñëw si ko ma ne leen ne Cileel Sarr de suma sista la waaye nag government messenger la xaw ma benn messenger laa ko mun a wooye xaw ma móol la xaw ma messenger la lii de lañ ko tuumaal ñu ne Cileel moo wax mu ne ma King Joe bi ma ne ma naam mu ne ma sax leen na de mun naa la ko mu ne ma gis nga Fatoumata Barrow kañ la daan takka or ma ne ko wax nga dëgg de mu ne ma Cileel la ko si dugal ñu ne ma Cileel Sarr la ko dugal ci or yi mu ne ma gis nga or yooyu mu sol ma ne ko waaw gis naa ko ci indien yi fii de sa boori sa kii ba fële ni la mu ne ma ne or yooyu noonu ma ne ko naa mu ne ma ne Cileel la ko jënda mu ne ma gis nga nangam mbaa nangam mu ne ko waaw mu ne ma Cileel la ko jënda ma ne ko fan la ko jëndee mu ne ma lii mu ngi ko jëndee Amérique lii Angleterre lii Turquie ma ne ko waaye yow loo bokk ak Cileel Sarr mu ni ma King Joe bis bokku maa moom dara dama am suma soos moom suma soos bi saraxuli la mu ngi ca biir State House ba di ma waxal lu fa xew ma ne ko lii de mosuma koy xew juma mubaarak mosuma koy xew indi na sax turi musti jaabang ma ne ko yow tamit dëkk bi dañ am dëj Fatoumata Gaye ñu ngi lay nuyu ma ne ko may ma dëkk bi dañ am dëj indi na sax turi musti la mu wax ci musti nag man dinaa ko laaj musti loolu balaa ma koy wax fii foog ma laaj ko musti waaw Cileel Sarr aji Cileel ndaw si mu ne yow élégance coverop la mu ne élégance coverop la ah gannaaw yéen ngeen ne Cileel seen waay la xëy na da ngeen ko ko eggee mun naa am ne ko di seetaan waaye ñu ne de élégance de coverop la ñu ne ma ne Cileel de nguur yoog Adama Barrow gi moo ci ëpp doole képp koo mus di gis ci àdduna nii la ma ko waxee Sol Kembe Kim Wally did not do any waay Sol Kembe ku moom xar mi nga sànni buum gi maa ngi ñëw ci Wally Seck yéen a yàqu dëgg Wally Seck mii nga xamante ni juddoo ngut Wally Seck amul xam-xam jàngut woykat la
xanaa lii mooy boo laalee ngéwél gi ñëpp topp la lii de la ma Sankara Mbaye waxoon mu ne ma King Joobis ngéwél gi boo leen laalee ñëpp topp la ñëpp du leen neex waaye ba tey ngeen may ma man suma mbokk yi yëpp géwél lañ ngeen may ma xanaa ku laal mboobi nag sàmben laal ma waaye ñu ne ma King Joobis boo laalee waa Wally Seck ñëpp mbambala ñu ne ma King Joobis boo laalee Wally Seck ñëpp mbambala ma ne leen ne Wally Seck de ak sénégalais yi mbër mii ñoo fi ñëwoon ca Mo Gates mbëri toog ba mu yàgg na ma King Joobis na nga def waaye ma ne leen maa ngi fi mbër waay ñu ne ma naka Gambie ma ne leen jàmm rek waaye mbër ñu ne ma ah ñun de wax dëgg ne yàlla suñ institution bi de Sénégal am na problème ñu ne woykat yi ñun de fukki weer rek mu ngi ñaar ma ne ko am ñu ne ma Macky Sall ngi tëj dëkk bi dara amul mu ne ma Mo Gates mii de bu jogut billaahi dina ñaaw ma yërëm gaay ba kiroog waaye lu ma leen fa jëndal ndeysaan suma yaram daw jóob moo tax Wally Seck de wax dëgg ne yàlla yéen nag fekkee ne yéen tamit nag déglu leen nit boo ko amee mu laay wëyal bu problème amee da nga koy xam Wally dafa buroo dafa soona dafa yàggaa maye mu soona léegi xam ngeen li ngeen di def da ngeen a try ngeen defal ko GoFundMe déedéet du waxi reetaan du kokkali defal leen ko GoFundMe defal leen ko fans yi defal leen ko GoFundMe ndax Wally li may def ni tayut ko ndax Youssou Ndour tey ku ko joxoon $10 billion na ko demal play Gambia du dem dina xalaataan ne Macky Sall mi ngi nii tëj suma dëkk bi ñu ngi nii am suñ first dose of COVID-19 why should I leave my country may dem Gambia di fa play in the midst of the COVID-19 like the pandemic it does not make sense. So yéen as supporters and diehards of Wally, please, it is as easy as just go through social media and open a GoFundMe page for Wally and of course put money for him because the guy is broke. It's not a mockery. Wally ñum indi Wally ñëpp a soona feccakat yi ñum ñëpp a soona waaye nag 200 plus people ñëw ñaari boss soo leen ma wéedee ñu ngi ci benn hôtel wax nañ ma hôtel nem bi ki ma ko wax na ma ko man maa faate boss yooyu noonu ñëw li may wax fennu ma yàlla ma seede ñi ngeen gis noonu yëpp ay sénégalais yu bari ñoo ànd ak Wally feccakat programme bi yëpp sénégalais ñu nekkoon si bunta bi sax sénégalais lay ñu nekkoon ci stage ba sénégalais waaye xam nga lan la Wally def loo xamante ne moo gën a métti waxuma sax spread deadly disease bi rek waaye daf ñu disrespect bad daf ñu disrespect very bad xaw ma kan a invite Wally su fekkee élégance la fekkee ne booy Mohamed Touré boobu la man boobu dama ko xamul sax anyway it's very disrespectful yéen mënoon ngeen a use another type of day mun ngeen a use another day than the Independence Day. Independence Day is a very heavy day for us. It's a big memory about something. Ak lu bari bari ñu ngi koy xalaat ñu waroon a am at least Jaliba Kuyateh mu ñëw ci stage bi at least boy si jasul ñëw ci stage bi Wally xaar kay o ngeen schedule ko before or after waaye ngeen ne UDP barki dee moo njaay mu ngi leen a njiiñ ne nangu ngeen réew mi yéen sénégalais yi ak Independence Day léegi seen doomi réew trustuloo leen pour ñu wóyal leen ngeen dem xaaye ji Wally Seck mu ànd a very high delegation boo xamante ni kenn screenul leen ñoom ñëpp ñi ngi mus na ànd ak Covid variant ak Covid indiwaale ko ci dëkk bi kenn stobul leen kenn quarantunuñ leen hey Gambia yéen li ngeen di def yéen a ko tey lii du dëggat du yoon suma diggante ak yàlla bii du ree bii du kaf bii naxari na ma te mënuma si dara just look at that the guy Wally Seck is nobody what importance in him Wally man mënuma teach nothing man I rather follow professors right now pour ñu jox ma xam-xam waaye not Wally Seck borom maa la neex yaa ma neex jànqa ji wër la for what ambiance is cheap government yéen tamit su fekkee ngeen ne cases yaa ngay dem high ngeen war a mun a jox few days pour ngeen ne few days ngeen jox additional def ngeen bëgga dan pour ngeen jox Wally space rek pour ngeen space ko ngeen ne on the 8 ngeen a loolu make good sense yow Sankara comme li ma la wax démb rek yow Sankara ndeke ñoru la ndeke sa biir bi li may rëy ngelaw la fees tep mooy wëndaalu ci sa bopp bi mooy non waaye gis nga man definitely man soo ko xoolee kër Adama Barrow man nag dëgg neex yàlla keroog bi ma gisee seen ministre yi ak seen institution yi ñi overstaff ko laa xam ne kër Adama Barrow something is wrong amul control man goo mën ne sa PRO bi moo dee hire gaay
ay daaw ne su fekkee ne PRO bi aaye gaay xam nga kii ñen ñoo dee xaaya ñii daal is just a matter of working yéen ñi maa follow ni soo leen buggee job dem leen through the institution ngeen working rek they will register you and give you money kër Adama Barrow amul control you all know yéen xam ngeen ne kër Barrow amul control at all problème boobu lañ am mu ne Wally can't sing only taasu rek la fa nekkee fu la faatu jërëjëf tima la watto suma bébé ngi ni di seetaan anything we say Wally some behalf like they own people what is not done is not done thank you my baby kaay nga defante wax nga dëgg soo amee sa love muy defante nga ñëw defante yow tamit jërëjëf timo la waxtoo Ismaïla Ndiaye yéen Gambien ni nit ngeen moo tax gis nga kaay mu wax leen sénégalais ñu leen di moogee ne ñu stupide ngeen déglu leen du ci saaga bi am sorry di stupide boobu du saaga stupide mooy koo xamante ne ñu ne xamul dara sénégalais yi ñu ne tima may tooma yuwaaraay sénégalais yi ñu ne Gambia am na ebe am na lii nii am na naka am na ebe am na tàppalaapa loolu mokkari la ci yéen waaye yéen xamu leen gis nga borom bonga maa ni ñu leen ko dee wéyal am na keneen kuy wéy mu ne xaw ma mu ne wéy Yaaya Jammeh boobu mu ne leen Gambi man dama leen a bëgga mu ne comme da ngeen tooy sénégalais yi seen larik si yëpp doo leen ko dee déglu dañ leen dee wane leen ne yéen da ngeen tooy te yéen doo leen musa smart man de xaw ma fan laay jëlee Gambien bu smart ku foo leen ma amee Gambien bu smart na ma inbox ndóog moo dunda yéen façon ngi mokkari Jobis King can I join this is just pain in the ass kan la ni Hassan Cham déet lu in pain in the ass what is your problem with the Senegalese people hey amuñu ak yéen problème seen wéykat yi ñoo ñàkka ñoo staraane Dakar ñëw di dugg ci seen dëkk bi di ñu sonnal dañuy indil Covid bi di ko fa spread problème a fi amul ñu nag sénégalais yi fi pour amul benn problème seen woykat yi ñoo ñàkk xaalis Macky Sall na bail music industry bi comme New York fii lu ñu def let Macky help us if not gars yi fu mu nekk nii nag ñoom ñu ne by force Macky tëj dëkk ba Macky am fayda bu day ni tëj dëkk ba ñoom ñu ne waaw Gambie mu ngi ne li ibbi na te bari na mbox bari na àndandoor añ leen fa dem ca mbex ma soo ñu dem jël rek jàkkaarloo Gambie amuñoo ñoom problème da ngeen coono Covid bi moo leen smoke ngeen dawee fa dem Banjul looloo fi am dégg nga ko bu leen ñi rey bu leen ñi fi indil yéen waxi naa fii amul sénégalais yaa ngi fi kenn waxul leen mbir wéykat yi lañ wax ak ñu faa dem ak promoteurs yi ñu faay dem di tasaare Covid bi sénégalais yu baax yi yu fi doon baax ba léegi ñu ngi fee baax Wally Seck amul benn problème dafa amul yar Wally amul yar amul xel ku ko waxu duhu la nit sa xarit danga koo jàkkaarloo moom na ko na nga am xel waaye lockdown na nga fii Dakar ñi ngi suul nit yi ci Covid bi ñu ngi yokk fii nii kisi si añ xaar ba beneen yoon waaye Gambie bi ñu fa demee duñ am ndam de xarit nii la moo waxale Wally amul manager amul xarit bu koy waxal foofu leen moo tax ma ne leen ne amul yar te dafa giri di ngeen àndaa moom ñëw Banjul bu leen ñi rey waaye ànd ak xale yi nag nekk si place boobu noonu man waxuma sa Covid problème bi ak ki Covid 19 man dëkk gu ñàkk gi dëkk gi nga xamante ne amuñ dara Covid mii bu amee amul dëkk yépp lañ fi torali yàq ci wàlli koom-koom ngeen bàyyi Wally Seck mu ñëw enu $200,000 ceeñ ko muy dollar mu dem moom tamit beggandikoo ko boppam biil ci boppam jox ci lii compatal si jabar ji li mu def ni tëdd ci njaayaanam di leen di snaabal nag ngeen di like yu ne ñàkk fayda nii lay def de Gambie na ngeen def waaye ma ne Dakar bi laay suma gars yi maa leen bëgg a snap nga gis gars yi ñëw waaw Wally waaw suma birthday la Wally suma birthday la Wally na waaw happy birthday ya Marie happy birthday Wally Seck ang lay nuyu Wally kanganaay wasalaam dundal lii yomb na de lii mooy ñàkk fayda dëgg this is the only what you getting in return man this is the cheapest shit you guys are getting from out of this bullshit Wally ñëw roob leen ñibbi Dakar mu wax ñu naan ma Wally dafa baax li am mooy ma waxal leen nu mu demee Wally Boy Mouhamed invite ko Wally moo toog ba mu yàgg dëkk bi tàng jër xamuñ naka lañ war a def mu ne you know what mu ne ñu ne ma Banjul mun naay nekka ndax wax diggaane yàlla Independence Day jot na si la gars yi def nag prix ak négociation ak Chilel Sarr élégance
aji ci leel yaa ngi ci news bi boo leen demee ne ko King Jobis mu ne wax nañ la ne yow yaay ejeni ak fii nii first lady bi ak ejeni State House mooy jëndal State House ci biti loolu la ma jànq bi wax fii nii London mu ne aji ci leel de ma ne ko naam mu ne ma ne or yi soxna si amee yu first lady amee mu ne ma nice na ma ne ko nice na kay ma ne ko bul jeloos mu ne ma aji ci leel ko jënda ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon móol la di mu ne ma móol la kañ ma ne ko fekkee loolu la de móol la aji ci leel Sarr waa Banjul mu ngi ci news bi soo leen demee ngeen àggalin ma man King Jobis maa ko wax ragal man sama mbir xam ngeen ma ku yàqu naa ba pare ñun ku yàqu na bu pare muntu ànd ak ku yaaxawut yéen yàqangu leen bàyyi leen ma hypocrisy you can't fight for your own instead you fight for Wally who kikala tepo instead you fight for Wally who don't know shi ñinka njom rek laajte ma wax nga dëgga ñii duñ nit mu ne they are all selfish ma ne li ma wax da ngeen ko war a déglu rek Gay Sané ki kana Mohamed Fati mu ne ma King I agree with you 100% ndoom te man ak yow sax jubóowuñ ci plot bi King Jobis li nga wax muy dëgg we are being taken for a ride ñun de yàgg nañ ñee porté olof boobu li mu bind mooy porté ci gannaaw mu ne yàgg nañ ñee porté by di Sénégalais which is dëgg artist and their promoters which is true xam ngeen ne ST du nit ST double dekka la ak ñoom jasul suñ mun a traité ba neex Gambien yi du mun a sóol seen Independence Stadium bi di ko sulaaw kon nga xamante ni ñi liggéey nañ bay bëgg a dee moo tax ST boo ko gisee mi ngi wow xale la waaye dafa wow ndax mi ngi di la ñoo xamante ne ñu dëgër boppa lañ at the same time bu gut seen nit yi Wally Seck from nowhere mu dem ànd ak ay nitam ñëw lu mel ni government woykat di ko contrôle Bilaay Sankare yow yaa ma rusloo lu mel ni government woykat naan ko ne may ma I have to do this mu naan ko waaw xaaral ma def ko on the 8 because of one Wally Seck to play can I Wally Seck who the hell is Wally Seck after all King Jobis jogal sax liggéey boo koy def dëgg da ngay taxaw jóg who the hell is Wally Seck can I Wally Seck who the hell is him moom mooy kan soo leen demee ngeen laaj man Sénégal am na ñu ma fa naw Assane Diouf ñoom xës ñoom Kalifa ñoom Xumaan ñoom Paali Ñaa ñoo xamante ne tey bu ñu woon Gambie jar na sa ngeen ibbi leen place yi waaye bu ñu ñëwoon doole leen bëgg a gis yes ñoom boy yooyu noonu àndaloon ak Sonko waaye ñoom lan Wally Seck for what kanay Wally mooy lan ñun Wally fekkoon ne si jigéen la Wally kamoon xanaa ngeen baalal ma yéen jigéen ñi I don't know I don't really know man bu leen ma support man nit ñëw na ba ci man ma ne ko man nag nit ñi bëgguñ ma man wax naa ko de mu ne ma waa kon man tamit de ma ne ko man nag neexumaay bugga because liggéey bu maa def dafa métti lii de laa ko wax te lii mu tàngul sax 1 hour kanay Wally Seck after all di war a mën a jógee Sénégal ñaari boss yi sam muy romb Sénégalese autorité si na leen man de maa ngi ok damay dem Gambie ñooyu tamit wax dëgg dafa génna amuñ ci moom yoon dafa am pour génna mu ñëw kay Gambien mi ngi war a génn la ñuy laaj ndax ñoom am nañ fayda su ko defee ne ñu ne waaw ñoom Elegance lañ State House Banjul ñu ngi ci biir gis naa ne nag demuñ de am na ñu dem nag waaye dañ làqatu am na benn tébul xam naa ne ñanguñ koy vidéo tébul boobu xal na maa jaaxal waaye yéen ñi ma faaloo nii ndax yéen am na kenn ku demoon si programme ba gis fa any government personnel ti ma la waxtoo sa yaram bi tàng na tey di my artists are here suffering ñi ngay suffer no sponsor dëgg it you they are helping other artists mu ne loolu jooy na ko King you are saying something that many know mu ne ko that many saying something that many know but they will not say mu ne ma yaa ngi wax loo xamante ni ñu bari xam nañ ko waaye duñ ko wax man nag dinaa ko wax soo ko indee ma wax ko ankañ ci leen Sarr su ma mbokk la waaye duma ko blog duma ko nekk fi di ko mbémal ñu ne ma ne mooy mool la ñu ne ma ne Elegance cover-up la King Jobis ñun du Gambien lañ jigéen bi ni la ma ko waxee mu ne samay morom yi jeeg la ay morom lañ maanaam moom nii la ma ko waxee mu ne ma mën a cileel ay jeeg la kon na fu cileel Sarr munti nekk na nga mun a xam ne yaa ngi ci news bi ñu ne yow yaay jëndal State House ay bagage New York fii ak ñu ne London ak fële ne le dëkk ga naka la dëkk ga tokki mu ne you don't know that we colonized by Sénégal ëpp na waaye yéen
Gambian bi listen to me very carefully. I am not alone. Gis nga bu leen ñëwee yéen ñëpp di ma against dama dee kontaan because dama dee foog ne daal man maa ngi def suma liggéey man dama am special mission bu maa liggéey man injustice mu nañ ko def Wally Seck bu ñibbee nga xool then I will stand against anyone koo xam ne put na injustice against this boy but what had happened now is a total disrespect mu wax nag Wally jël suñ national flag ba tanaan ko nii national flag boo xamante ne yëpp a fake national flag for what dañ ko génne ndax Gambien moo ko waroon a génne ci seen independence national flag moom Gambien mu faaroo loolu ne lii mooy national flag am ndax benn Gambien mu sewut ko waane wut ko ba dem ci seen independence di fa war a play oo ñu ngeen koy invite mu fay play loolu muntu nekka loolu amul Gambien bu ko dawee fas esti munut ko jasul munut ko ji munut ko Musa Ngum bu fi nekkoon sax try na ba soona waaye ba tey desoon na am na ñu ko laygoon waaye ba tey desoon na dem na ba jël dëkk bi def ko ñaari kawaas ñu ne dafa daw daf fekk Fada Moos dof ko doon mu ngi bëggoon ñaari dëkk yi yëpp understand ci wàlli aar bi waaye ba tey plateforme boobu sax joxuñ ko woon Sénégal si la mujjee nekk murit dem ca boori Touba ga nele da ngeen ñor mooy seen problème da ngeen neexal lëndemal Wally mun ngeen koy love as your musician as seen doomi géwél ngeen may ko loo leen bëgga but am na yoo xamante ne bu accès yow yaay taxaw yow nga wax ko dëgga boo xamante ne bu leer naña la moo wax nga ne ko Wally man de man suma waaye dëgga nga and I like you waaye nag dama bëggoon nga xaar ba dëkk bi settle down ndax fu mu nekk nii man dama feel ne wall bi is still locked down xanaa xamuleen ne the whole wall is locked we haven't opened yet Sénégal ci boppam sax moom tëj na ki dëkkam for some reason ba pare Wally ñàkk a jom bi mu ñàkk a jom mi ngi romba COVID-19 doses yooyu ñu liñ kii nii ci seen Léopold xawma airport or something boo xamante ne it just arrived mu waroon a nekk at least the youngest musician in Senegal and the well promoted musician mu try mu make so much awareness ne let us either take it or not nañ leen jël di COVID or not or let us do this pour ñu end this pandemic rather mu jël that initiative boobu noonu yaxa ko xamul liggéeyam dawali Gambia ca mbex ma ànd ak ñu ko xamante ne amuñ kilifa ndoog amuñ kilifa ñi dem fa nag rangsale ma gis ñuy nataalu rek jàppama yéen a xamut seen boppa gof mi ne Adama Barrow yéen ngeen may Wally space pour ngeen ne yow boo leen demee ba di teg ne Youssou Ndour du ko def Youssou Ndour kenn xalaatut ko dem leen ngeen invite Youssou Ndour ngeen xool dem leen try leen ngeen invite Youssou Ndour ngeen xool helping tanka is peanut kii kana ni peanut mooy lan kii la ma wax ni who is this guy si sa jus sama mu ne lan tanka is peanut he is not paying tax on his in earnings dëggit hey Wally helpul nobody ma ne xanaa lii mooy tooñ géej kii laax géej sa sanxal dina yaaxu te sa laax tooy yaa ngi dégga when you go to the sea nga ne danga faa jonkon pour yàqal fa xale yi biñ sangu may leen 10 seconds rek affaire yi fay doo ko gisati ñu continuer li ñoo def géej kenn mënu koy laax kenn mënu koy yaaxa yow li ngeen di jox Wally moom lem day compa jox leen yaa yéen nit ngeen Wally ban industrie la am ban façon industrie other than kuy noppe doo làmmeñ bu noppee rafle moo tax bi mu noppee for the last 12 months the guy gets smoked too bad ngeen ñëw nag di saaga Jobis man bu lee boo ngeen saaga ma man yàgg nañ maa weddi plateforme bi du plateforme bi ñoo ñëw te naan neex naag tooy naag na nga def ak jàmm ak salaam ñoo bokk ndey plateforme bi ki koy modéré ak yéen a am fii amul mbokka amul back down amul cover nobody ñun xam nañ ne nit ñi laay gun ñi ku nit ñi laay gun nag war naa lu muy def sa war koy like soo ñun far sooy ñëw yaa xam noo ñëwee yaa xam King Jobis naanal ndox foo doon leen mën naan ndox yaa ngi de soo nii lam fa taajooye understand soo yéen xaw ma fan ngeen jógee ak seen idée yi nga xamante ne is too old pour man
it's too old pour man kenn fayun ma xoolal benn booy dem na ba mer sax xamul sax lu ma dem mu ne waaw King Joobis yow moo gées nga amal problème ñu dom la man moo gées lu may domal nit ki balaa ngay domal moom xanaa nga nekk some type of member man moo gées duuma drive fam duuma security personnel am man moo gées am kind of like I'm an activist I'm just like when I go there I act like a journalist an activist because I want to know exactly moom ci lan la bugg a nekk ak askan bi ci Sénégambia bi man naa who cares moo gées amuñ benn problème nothing we are very good we are in a very good relationship buñ tasee sa def dégg naa ne ever before you understand so bëgg naa pour ngeen understand Gambian yi man yéen laa dee xeexal yéen a ma teree nelaw man du ma dee nelaw yéen laa nekkal 24/7 ndax xam naa dëkk bi nu mu fa demee xam naa ñu téye seen dëkk bi xam naa ko de ñu téye seen dëkk bi bu ñu mutoon dëgg xam nga ne lii duñ si doon aaga ñu téye dëkk bi laa xam keroog biñ na ma ne alkaali Konte mooy advice sa boro keroog laa ne dootuma nelaw keroog laa gedda suma mbaaje gilee su ma nelaw 2 hours rek jóob moo tax Michael Johnson bële toog na ba mu yàgg na ma Joobis yaa ngi lukkut tired doo dem nga nelaw lii la ma wax bi mag déggee ne alkaali Konte mooy advice sa Adama Barrow ba léegi King Joobis check yoo yaa ngi dégg kii kan la ni xool danal moom yow xaaral ma am na ku fi comment let me see that ok xaaral ma block la yow doo ñëwati yaa ngi dégg so lii mooy li nga Robin Cool many Gambians ladies are fool especially they not even fool they just don't know they don't know how they don't know how to respond to sign language or language. They don't know that. They're not a fool. They just don't know how to respond to a sign language. Sign language is more you gotta train that. You gotta learn to understand it. But I'm not language or it can be sign. It can be like if someone is talking, you gotta know something that has not even yet vomited. So danga wara smart. soo leen xoolee ñii just xool leen ci biir pandémique bi man xaw ma Viviane yow tamit ban façon nit nga yow borom njaboot nga Vivi lu xew yow xaw ma léegi am nga jëkkër xaw ma amuloo jëkkër I don't know what's wrong with Viviane yow tamit ndekeen nang wende fii poset dem Gambia koo na fa gaay mooy xam naa dañ leen wax na leen ne gaay yu Adama Barrow yi mooy NPP waa Sweden yi ñëpp ñi ngi Banjul moo tax ngeen mbamba looloo tax ngeen mbamba nii yow Viviane nit nga yow lii bu la Buuba Nduur déggoon du ko nangu ndoomte sax sëyatu leen yow Vivi suma waay nga ànd nañ fii Atlanta keroog ñëw bokka reer wax dëgg ne yàlla si benn hôtel ma ne jamono boobu yaa ngi seel Buuba waaye loolu yàgga na nag man nag suma benn xarit definitely that was the first time ma met ko sis night mu ne ko waaye yow tamit nga toog bokka ci yërwaan mu métti mile waaye Sénégal doolu ñu tëjal seen boda bi ba ci kanam ngir yàlla kana nekk foofu noonu man de seen douane ñi war nañ may call man ma sacrifice génn fi 100,000 joxe ngeen tëjal ma boda bi ngir yàlla yéen tamit nag lii du yoon gis nga we don't hate nobody waaye woy gi nama ngeen woy mi waaye xaar leen tuuti pandémique lañ nekk fii woykat yi fi nekk yëpp a ngi soona waaye ñun nañ leen teg xam nañ ne lii dina passé def leen ko ni Ori Joobis rek bu métti àndal ak moom bu tàngee nga ànd ak moom waaye jamono gi leen nag doo leen mën a takk pot yi di yëlawaan Banjul takk pot yi yéen bàyyi leen ñoom Wally Seck takk pot yi di yëlawaan yéen nit ngeen mu wax ñu ne ma King Joobis ñaari boos lañ eb moo tax élégance tamit àndi ci moom tamit ko mel ni ci leen saa tey ñu ngi ko takkal fii ñu ne moom móol la ñu ne móol la ñu ne secret móol la ñu ne mooy jëndal State House seen bagage yi loolu dinaa ko seetaat jàng bi sax waxoon na ma kool ko mu ne ma King Joobis kool ma ko mu ñëw ci kaw wax li ma wax ni nga xamante ne ragaluma ko I will never send money to a Gambian to attend foreign musician kii kan la ni waay wax nga dëgga Robin Cole waaye mun nga koy def after pandemic bi sax yow ñu ànd ak Wally du ñàkk ñoo xamante ne ñu ngi fa covid am na kañ am na sign yoo xamante ne when it don't smell or nga lose appetite ak yooyu ak you got massive headache sa chest bi di toog and then you start coughing it's covid right there dafa nekk ne ñun Africans we have a very strong gene we can handle it if not we would die so easy especially those with existing conditions yu nekk seen chest yi that can kill them
but you guys don't worry about it 200 over people ñu ñëw foofu ci crowd na def gën naa laa gis and then you start sending to fluid wane ne de tey sax ñu ngi am the white guy the white lady from what country where she coming from somewhere Netherlands mu ngi laajte mu ne waaw suñu ne fekkee ne wax nañ leen ne leen ne ñoom by force dinañ play yéen ñi nga xamante ne yéen a war a dem si programme bi ngeen ne mënu ñoo dem lii de la waaye lii de la jigéen bu weex bi wax lii de la jigéen bi weex bi wax noonu bi ma doon ci suma commentaire yi ma ne ko ne ñun de gannaaw ñun dañ laak civilité te moom mooy loolu ñun moom noonu rek lañ mun a nekk lii de waay try leen ngir yàlla King Jobis du problème réew mi duuma noonu réew mi kër Adama Barrow fu nekk dama fa amul yaakaar rek su ma sañoon ma wax tey ba pare duma leen waaye man biñu ma waxee ne ab Alkali Konte moo di advice ba léegi ak Dut Sano man de wax dëgg ne yàlla mun naa continuer di def lu may def nag on the side waaw loolu moom mun na tama cee am yaakaar ndax foofu noonu kàddu du fa dëgër billaahi du fa mun a dëgër Dut Sano ñu ne tëggkat yi sabar la woon Alkali Konte fii mid département la nekkoon mu jaaxal ma lool Seexu Mbaale sax moo tànnoon ali Seexu amoon na son kana fa xam nga sa second job yi seelu mun naa mi mu doon dawal ubba tamit munoon naa am job waaye nag dawal ubba bi moom fii ñu ko fee def moom mun ngaa am degree sax di ko def dama jos waxee noonu I don't know his first job waaye second job bi mun naa nekk ubba driver yooyu yëpp a ngi fi soo ñooñu de lañ jël King Jobis ñii de lañ jël Jóob ñu teg ko ca kanam Adama Barrow façon bi nag man am naa fulla bu day ni nag wax dëgg ni yàlla du ma respond ci ñoom man loolu ñooñu moom wax ma ne uppa naa leen de waaye damaa xam ne foofu noonu yoon du fa mun a am wax dëgg ne yàlla yéen tamit nit ngeen yow samate su fekkee nga ne cases yaa ngi raay shop loolu immediate effect la te very night bi ngay wax ne you know what apart from this date we will not allow any political gathering or concert or from nowhere all foreigners must leave or stay tight why you didn't do that nga extend to on the 8 because da ngeen bugg a jox waali space xañ ne élégance na leen ne du fi am State House na leen waa baax na nañ xaar ba on the 8 fii ba on the 8 nag mu gën a spread ngay indi yokkalu ko gën a spread ci feebar gi waaye yéen Gambien si nit ngeen ne King Jobis mooy seen problème bàyyi leen doomi Ami Janji man bàyyi leen doomi Ami Janji ndax man am ngeen ma tey ngeen ma koy wax fas ngi jërëjëf bu ne dégg naa ko Jóob fas ngi message bu ne message ngeen ma ko waaye boo leen meree ñëw fii naan ma danga dof boo leen meree ñëw fii ngeen ne danga nangam yéen come on man yéen billaay da ngeen disgrateful lii yëfi disgratefulness la nit ki da nga war a am dignité ci sa boppa man sénégalais yi maa mit fii yabuñ ma tey sakka ile comme ni ma koy waxee woykat yi ñëm ñëpp benn leen ñu ngi topp Mo Gates all over xanaa gisu leen ak mbër yi they all after Mo Gates ñoom tamit ñu ngi ñëw Gambia topp fa maas yi ñoom Mo Gates mooy semestre yi nga xamante ne they love to be seen ñi ngay cees ndoo yoo xamante ne dañ dee highlight léegi-léegi ñu bugg a cees benn ndoo sax di wane sa moro ne maa la gën a tabe waale di woy ngay sànni xaalis fekk sànniwuloo waali de cepe yi nga bugg a free xam nga boy yi niñ bari affaire man dama leen xam da ngeen bari xajaan fekk sànniwuloo waali de cepe yi ci around ci kona bi ñooñu ngaa nekk di free waaw bilaahi ñu naa ma ne saay moo bari bal fi ngay jógee fa enu corona bi yóbbu waale nekk si minute ngeen soj te dëkkër tanaan bilaahi booy man taay yee mënumaa génn maan fekk da nga corona faara da nga corona di téye ko ci jinja bi da ngeen bari xajaan ak highlight mun try leen ngeen jël calm down jël leen xaalis gi dëkk bi amul xaalis government ni Adama Barrow nañ understand inflation bi lu ko dee cost mooy mass ñoom this boy ñi nga xamante ne they will come and suck your blood maanaam ay vampires lañ vampires ñii dañ dee sokla ñii ay blood sokka lañ gumma suñ la sogee ba nga jeex tak nag si lañ dee ñibbi around suñ demee ñu ne la suñ tooyi Gambien yi understand ngeen dégguloo ñu naan leen Gambie am na tàppalappa am na ebe lu tax waxuñ seen fuur xanaa Gambie amut seen fuur ñu ne tàppalappa ñu ne waaw Yaya Jammeh mu ne xaw ma mu dem kanilaay na leen Gambie xaw ma leen dama leen a bëgga loolu yëpp ay waxi mokkari la waaye yéen doo leen musa smart na ngeen try ngeen jéem a smart waaye yéen tamit nag gàcce gi man fu mu nekk ne rus naa nag ñi may tumaa sax génn King Jobis demal sa géej ga nga sangu Jóob demal ci géej ga nga sangu boo demee na pendax ca ndox ma juróom-ñaari yoon gàcce dina la rey Jóob yéen a ma rusloo waay waxuma ne Wally Seck war du ñëw waaye gis nga glan bi Youssou Ndour billaahi moo bari respect xam boppam kilee bari classe
mu tax keroog bi ko jabar ji bëggoon a nagabal am lu nga ko doon takkal affaire yooyu jàppal bàyyi xool bi dañ ko dumóoyu entertaining ko ndax xamuñu Youssou Ndour lu dul respect lu dul respect tey xaaral balaa ngay gis mu ñëw Banjul oo lu ko nuru dina dem bi 2 years ba mbir mi yëpp ñuy fàtte ko mu soog a dem def ay defam Mbaye Gueye Faye dégg naa mu ngi fa ca mbex ma xam nga Mbaye Gueye moom ñorut moom sax li ko fa yóbbu xam naa ko anyway xam naa ne Mbaye Gueye xale yi moom xool xale yi rek moo ko mu mënoo mën na koy rey xale yi Gàmbi waaye Mbaye Gueye fu mu nekk mag nga ne yow tamit kilifa nga bilaa yaa ñàkk fayda dégg naa la fa yaa ngi ànd ak Titi yow yaa ngi gis programme yi Covid bii ñu nekk dégg naa yaa ngi ànd ak Titi ca mbex ma yaa ngi ànd ak du Titi kii Viviane ma ne Titi bul tooñ Titi sax du def lii ëppal na boppam lii mooy Viviane yow ñu ngi doon la jaay ne am nga classe waaye amuloo benn classe bu ma rey du nit ki luñ ko nangu rek mu jël ko yéen tamit yaa gémmiñ baaxut suñ la mayee benn jëlal bilal suñ la mayee fukka jëlal juróom suñ la mayee fukka jëlal juróom yéen ñii nit lañ mun ngeen everyday ku dem kenn ñëw xanaa kenn tase moom sax ci bac bi na ko yow amal xel nag léegi lañ fa jógee waali doo xaar ba nekk si moo yéex waaye yéen ku jëm curux jii di nuru dund ak totane ci rab yi di dugg ci wane di dund ak totane ni ay totane yéen nit ngeen lii mel ni ay totane ku génn rek keneen dugga yéen tamit doo leen wax suur naa yéen tamit Gambien nit na bu xamul suur naa da ngeen di yëlb ci loxo yi nañ sénégalais yi musique seen yi nañ leen yëlëb seen loxo yi nag fu mu nekk ne lii nag dootul neen yéen ñii nit lañ da ngeen di yëlëb seen loxo yi kala ko ndóog na ko jogal dëkk bi dafa metti dafa stress du boy ñu ngi leen a invite waaye mënuñ ko few semestres ñoo fa nekk bàyyi leen ñu dimbale xale yi dem school ak maire yi nga xamante ne amaatuñ dara jën yaa ngi ñàkk si géej gi you know medical bill yaa ngi seer ko bi seen téléphone bill yaa ngi seer ñu ngi am problème yi kër yi problème file ni le ñenn ñi ñu ngi am lekk problème file ni le ñenn ñi ñu ngi am problème yi lu nekk soo yéen daal ngeen ne foog da ngeen ko foqar ñi ci seen loxo semestre yi fu mu nekk nii maanaam ngaari neen ba mun a tuñ ko suma waa ji yéen Sénégal yi woykat yi de ngir yàlla ni yéen nit ngeen ah waay man de mujj gi dam damay ñëw nag téye seen loxo la yëlam na ko waali doy na nag Viviane nag fi jógee barki dee mboo njaay ay ñibbee bàyyi ñii bu leen roob ñi leen ngir yàlla yéen nit ngeen yéen ñii da ngeen dee ndax yéen da ngeen dee naka laa ko mun a ooyee sax seen xel dana dee teey yéen seen xel dana leen teey man maa ngi nii dama dee dem ci Mogates waaye billaahi wallaahi Mogates musumaa jox butut te I don't care about that mu ngi gis naa am na ñoo xamante gis naa mu ngi leen drafal ay juma something those days who cares about that man xam naa ñu fa nekk su ma kër a ngi nii hôtel am baa ngeen ne leen maa ngi koo gis loolu de te pandémique bi lii na su ma demee hangout fa di waxtaanaa gars yi loolu de laa na ma di gis mbóor yi di waxtaana ñoom man yëfi mbóor sax daf ma neex waaye lu ma jox non benn booy ñëw naan ma waaw Wally dafa make 1 million night mu ree jàppama yow booy dem di wax xaalis ba gis King Joobis demal nga seet keneen ñun duñ niti xaalis ñun xaalis dañ ko dumooy sippi ñu dunda juddu ñun we don't care about money mbaa yow xam nga ñu xaalis nga ñoo wax ñun bu doon xaalis ñibbi nañ ngay ñëw naan ma ne xaalis yéen la tiital Wally problème boobu la am ak yéen xëy na because of that you guys are following Wally and Wally mooy wax ñu naan Wally mu ngay may file Wally ngeen koy jox muy joxe loolu mooy waay yow xanaa loolu mooy saraxukat boo xamante ne dafa tabe saraxukat bu tabe la di saraxukat bu tabe dëgg soo ko mayee mu sompal keneen ki boo ko mayee mu sompal keneen ki tegal ko loxo nga naan ma ne Wally mu ngeen mayee lan la Wally mayee lu moom Wally li may am du may làmmiñam la day yuuxu nit ñi di ko may Wally dafa am clock gars yi nekk fii ci dëkk yi fii Atlanta ak dëkk bale Seattle ak UK ñooy nekkat ci keyak gi fa yi nii ñu ci gën a bari sax ñi ngay liggéeyal keyak gi fa leen ñooy daay pa mag ñi liggéey ci ba sonn am ci seen xaalis dem ba pare di wane na garme yaa Wally di woy ñi sànne ko $1,000 pat kooku war naa ñàkk ñu ne ma King Joobis yaayam a ko liggéeyoon xanaa kii maye yaayam liggéeyut nangukat bi yaayam a liggéey kii maye yaayam liggéeyut ki laay mais african proverbe yéen doo leen dem tey sakkaa ilig wóor na yàlla King Joobis ñu ne yaay jaa ko liggéey Joobis bàyyil iñaan xanaa kii maye moom yaayam liggéeyut dama gis coono bi ngeen nekk rek ma yërëm leen macha allah yéeneen ci nursing home yi ndeysaan 24/7 mu métti be
billaay ma gis heure ba ngeen di jox xoolal seen dégg leen ni leen ndeysaan xoolal seen moto yi ak accident yu ndaw yi ndeysaan ak xaar triple A mu ñëw génn la si ndeysaan xoolal problème yi adduna bi yépp nga dem nag taxaw nag ñu naan la garme ngay sànni te nag ku ko seetlu sax sa mbokk yi moom doo leen xalaat sax ñooñu mooy niti tur yi ba la gisee seen mbokk yi jooy kan seen mbokk yi dara maanaam boo demee seen kër yi sa ñaareel sa amul kër waaye am leen fayda yéen tamit nag ñi ngeen di may ni tey boo leen demoon Dakar ba gis fañ dëkka ba gis fa ngeen dëkka te li ngeen di def ni money laundry la you know helping nobody these people don't even pay taxes moo tax Wally gis nga last programme mi it was just like analog it's mechanical man de man fu mu nekk ni man waaru naa jóba doomi ami janji lii foo koy layee ji fii foo koy layee ji su ko defee nag jéegi Banjul ji jóg nag waaye ñoom it loolu la ndax fi ñu jógee góor yu jóg ankañ ñu sol lu doy waar imaam yi kenn du ci wax kenn du wax Gambia kenn du wax benn peppa ñi mu koy bind benn gisuma bi bind kër ay Afrique gisuma ñu bind tudd Wally Fatou Camara gisuma bind dégg naa defal nañ ko fa téebul sax Fatou Network am na fa téebul wax nañ ma ko boole na mi ñu ne Fatou Camara am na téebul ci kii bi F waaye téebul bi F sama ko waxoon ñu ànda xam nga de waaye nag dégg naa Fatou Network am na fa téebul F nag demul government nag su fekkee dem nañ yéen ñu ma faaloo ni ngeen inbox ma ne ma diw demoon na waaye gëwuma ko de Fatoumata Baro moom demul dégg naa ne it nag mbir mi moom bokkut ci nag affaire bi moom bokkut ci wax nañ ma ko ñu ne affaire yi Wally bi bokkut ci wax nañ ma loolu ñu ne ma King Joobis affaire yi Wally bi Fatoumata Baro bokkut kon doo gannaaw bokkut biñ ko ci boolee ñun suñ mbir dafa set wecc balaa ñu génn fii di dem Elegance magazine ak ci takk rip mooy Cileel Sarr ñu ne mooy Molly State House bi ñu ne mooy jëndal gars yi bagage ci biti waaye aji Cileel loolu su fekkee yaa ngi ko def is very illegal loolu su fekkee dëgg la laa wax am na too sure is true or not waaye nag dineen find out ndax dëgg la waaye it's possible ne dineen am loo xamante ne dina leer nañ ci kanam ndax lu ci kanam rawli bët ñu ne aji Cileel mooy mool bi mooy jëndal gars yi ay bagage everything you say here is very true brother waaye dëgg la man du may fen du may jeyte moo tax bariwuma xarit fii ne bu leen foog ne plateforme bi ñun ñoo fi nekk gis nga 24/7 ñun ñaa ngi ñëw di binda because lu tax ñii ñëw di binda xam nañ ni ku ñëw bindale kii bugg na dëkk gi bugg na réewam man King Joobis man Sénégalais yi xam nañ ne man bugg naa suma réew ndóog lu mel ni Independence Day ma expectoon tey ngeen oo xale yi ngeen oo théâtre groupe yi ñu ñëw ca stadium ba def suñ cosaani maam Gambian Independence Day ñu ways for the Gambia our homeland we strive and work and pray that all men live in unity ñu continuer di woy ba pare ñi indi gandali and all of that soldat yi maaj ñu kontaan waaye ñu ne déedéet waaye ñun Gambia suñu independence bii añ leen ko jaay Sénégalais yi Wally na leen boo leen ci amul soxla xaar leen ma ñëw jël ko may leen ma du gars yi ñëw nañ ñu ne ko ñëw nañ kay mu ne leen maa ngee ñëw bu ma kenn laalal State Independence Stadium lii mooy xeeb sa boppa lii mooy bañ sa boppa lii mooy rusloo sa boppa seen kanam yi ñemeñ yii di nuroo muus mu naan diw waxuma yéen de ñu demoon sa xew la laa wax waxuma yéen ñi ma faaloo de yéen ñi ma faaloo ni man xam naa leen I'm very familiar with some of the faces here I'm very familiar with it this is not the first day man maa nekkat di most active life at the time juróom Yaya Jammeh demoon naa ba bàyyi fi sax waaye ñu ne ma King Joobis boo bàyyee réew mi soox muy keroog bi ñu ma waxee advice si Adama Barrow yi ñoom Alkali Konte Dut Sano yëpp something charm moo tax su ko singaate toog ba mu yàgg na gis nga lii ku si bokk ku ne sa yaay liggéeyut soo ko wax nga dégg de du la dof de lii gëppalante la su ko ne ku ko aaye ku nekk moom yaayam liggéeyut moom du dof yaa nga gis ci la soo ko ne UDP you know what dama leen a jàm fa nëbbul leen ko de gars yi dañ ko sukk si guddi bi su ko bañ a jël téléphone ba fay ko waaw dëkk la Gambie nii la Gambie mooy nii Gambie dëkki jam fa la nii lañ ma jam fayee wasa let's sell Gambia nañ ko jaay kay we receive our shares hankañ nañ jaay dëkk bi nii la soo ko def UDP ñoom Aïta Sarr moo nañ ko góom Aïta de xam naa ne xool na ko ba mu yàgg na ko waaye yow nit nga Aïta da ko waroon a pëng-pëngal na ko waaye yow su ko nit nga du nit dafa def di Gambian way
gisuloo PPP niñ ko def PPP ñoom musti jaabang gis nga leen gis nga de gis nga niñ def de gis nga ni PPP niñ ko def de politique yi Gambia moo gën a tilim ci politique ci àdduna bi yëpp ñu nekk politique bi xoolut intérêt si dëkk bi ndax politique bi xooloon intérêt si dëkk bi intellectual yi ak entrepreneurship duñ ko mus a caaxaane waaye politique yi Gambia bëggut intellectual we have never been lucky ñi am intellectual ñu jox leen seen position always rek dañ dee nekk ay some directors some ñi nekk sappo ñi nekk ay teacher where we never trust them they never get close to the main place for some reason xëy na they don't want them there because xëy na feel nañ ne they smart they could tell people and mun nañoo trace and finding and all of that so they wouldn't allow them very unfortunate next minute nag next président mun naa am fan lay jógee ku xam next président bi mun naa am jaaykati fañoo lay mën waaw kay mun naa ne from nowhere waaw di bu ñëwee King Jobe ñu tëggal ko junjung yi rek Jóob lii de moo am Lawyer Darboe génn na xaw ma dafa ay politique waaye nag la mu wax rafet na lool ku smart la ci biir mbox mi waali mi mun naa am sax waali lay sànni xeer ndax waali ngi ci réew mi waaye waali mënut a riir te waali jàngut waali jàngut laali lu mu bari lu mu xam wéy la xam daf ko doon ci ñoom papaam mun na wéy nag xale la waaye dëgg nag def na yëfi giri di yaa dëgg man dinaa kool papaam su ma xamul sax dinaa ko kool am naa sama benn jigéen mu nekk Atlanta mun na maa jox na ma papaam mu ne ko doo ñu téyel sa doom ji ngir yàlla doo ñu téyel Wally Seck ngir yàlla ba ci kanam doo ko eew doo ko jël ceen ko takk ko ci maraaj bi nee def xar ba ci kanam kii nit la UDP biñ génnee Lawyer Darboe de moom mu ne lépp loo xamante ne ahead of schedule la ci wàlli campagne ak pateem mu ne loolu dina ko cancel ba ci kanam ba after weeru koor Lawyer Darboe de mu ne am na respect bu nga xamante ne mu ne chrétien yi commencé seen or gi nii ci réew mi len bi noonu lentin bi mu ne boobu noonu am na ci respect bu rëy tamit mu ne boobu dina tax tamit yëngatu du am mu jógee ci pateem Lawyer Darboe mu ne réew mi nañ taraay ñi seet li nga xamante ne moom la ngoof mel ne Adama Barrow du dugalante wax na lu bari ci loolu ba pare mu ne lu tax ñi war a mun a bàyyi lii ba on the 8 faale wuñ li nga xam ne kees yi sii di dem mu ne loolu àndul ci loolu mooy lu dëggu gox mel ne Adama Barrow yéen a ngi def mistake yu rëy fan yi yéen a ngi def erreur yu mag a especially the last one here bi ma gisee kooku ne on the 8 rek non li jógee ci sama yaram bi sax mënu ma leen koy wax moom waroon naa bañ a include anything mu bàyyi noonu we are open but until certain time rek mu ne well we're gonna have to do this waaye yow naka ngaa joxe yéen because of ñu ngi wax affaire yi Wally yow xam ngeen ne yéen a ok Wally te Wally moom problème bi soxla bi moom moo ko doxal boppam wax nañ ma ko ndax ñàkk xaalis sa ko smoke xam naa dina ma jéem a counter di jéem a jël xaalis di ko maye after di programme te naan waa ji dafa xamul ne man mën a Gambie yi ñooy séddoo Wally man yooyu yëpp xam naa ko yooyu mooy deal bro man a sa boy ñooy ànda fii looloy teg deal di nga ma counter soo paree di nga ikkati compati naan waa dama séddoo xaalis bi ak ñoom o doon bi surprise nga ñibbi Dakar sax wane ne da ngay jënd oto wee fële mais bi nga dem abbu benn moto ci naar yi ne Wally jàll na belli man ñàkkuma yooyu bro yooyu du pour jóobis yooyu di nga ko def rek ci biir di nga ko def waaye garaawut man ngay def loolu dara yoo xam nga ne man homeboy la so yooyu tiitalul maa ngi nii New York City gis nga fi ma nekka gis naa fi fu may wax ak yow ni moto yaa ngi romba Lamborghini yaa ngi romba Ferrari yaa ngi romba I mean luxury cars yaa ngi romba yeneen day who cares so man ma expect naa ne rek di nga counter di nga jéem a dem maye waaye ba tey defuloo ko ci time am xam nga yow rally loo waroon a def da nga waroon a xaar ba mu yàgg rek nga dem Gambie nga ne leen ne well I feel ne well let us go to the stadium and make some fundraising because this pandemic has been taking so long it's being very bad towards our economy and towards our health and everything. I feel that there are certain people here, especially your orphanage groups, they really need help, food, clothing and stuff. Why can't we do this and then the money will go directly to you and then you take your plane and go home? Then I will respect you more. Waaye yow da nga pare indiwaale yow vulnerability bi daf la laal yow li ñuy wax ne gumba ñi koy oo na ko kaa ñi sarax la maanaam moom mu ñoddiwaale mboola ma yow ñu Gambie oo na leen kaa ñi sarax la yow nga indiwaay yëluwaankat yëpp nga indiwaale leen waaye yow waali nit nga yow doo ñëw yow kenn yow li nga indi mun na 200 nit ñaari boos ngeen indi xanaa man gisuma ko man maa ngi amee fii nii ñoo xamante ne ñoo ma dee wax comme li Adama seen boy bi dee wax Adama moo
maa ngi fii loo xamante ni nit yi ñoo ma ko wax yow kaa ñi may la yow nga àndiwaale yow kii ne ak yow am nga xel yow ñu ne la ne dëkk bi dafa am Covid 19 ñëwal ñi sompal la ci yow ngay ñëw far ànd ak ñaari téeméeri nit yow feebar bi yokko nga ko ba pare vulnérabilité bi ci dëkk bi aat nga ko soo yow double problème nga ñuy bàyyee ba pare bugg a ñibbi Sénégal te already xam nga ne Sénégal mu ngi in trouble ya guys are close to death yow nit nga beneen yoon na nga ñëw yow kenn au fii woykat ay yéen tuwani sax ten waaye yow ñu ne la kaay ñi yelwaan ci biir yelwaan mi nga bëgg indi ñëpp ci yelwaan mi saraxekat yi bu yàggee nag dañuy tayal ndax ku wàcc ñu woy la bay woykat yi dañ fa bari am na benn jaxam mu ne ma King Joe bis ma ne ko naam mu ne ma dañ ma kar ma ne ko kar tamit mu ne ma kii de daf ma kar forcément ma ne ko baax jox ko sa wallet bi may ko na ko xuuf ma la off may ko sa wallet bi ndóog doo ko may sa wallet bi mu ne ma man de daf ma kar ma ne ko xam na la mu ne ma xamul ma de ma ne ko lu mu la wax mu ne ma man de daf ma jékki rek mu maa wëy ma ne ko ñii de mu ne ko lu mu amee dafa amee bongo mu ne ma diitit mu ne ko dafa xam sa maam yi mu ne ma dafa ñëw rek dóor mën daal laaj na ma suma tur ma wax ko mu konti fa juróomi fukki maam ak ñett a teg ma ne ko sànni ko sa wallet bi ndóog na ko am bul ma lekka ñuy nit lañ Wally Seck kay bii ñëw understand naa moom kenn mu ñëw sax ci Covid gi seddal mbir gi bu ñëwee fekk fa résidence yi moom ci kenn mu nekk ci kaw di wëy waaye ànd ak mbam moo xamante ne bonga maani promoteur yi présenté yi feccakat yi yaa ma neex maa la neex daay xaat yi sympathise yi ñoo bokk bàjjen coll si waa Kaolack gi ñëpp àndaale ak moom ku nekk nga ne na nga am sa wàlla waaye yéen defi na lii Sénégal Griff sugu Griff mu ngi Atlanta Griff dinaa la call ci téléphone Griff war naa koy call meen Griff waxal ci lii meen Griff dimbale leen ñi mun naa am ngeen xam ngeen seen kafiré waaye ñun Gambie xamuñ lii Griff dimbale ma that is not Wally's fault Wally faultam la kay aji njukko Griff dimbale ñi ci nii ñii moom àndatuñoo xel nag fu mu nekk nii ñaan ngi rëy na di yéen nit ngeen yéen nit ngeen yow Fatou Suso duma laajal ñi la ngir yàlla xanaa boo leen di ñëw kenn ñëw waaye mbamb yow nga oote li xanaa waa Banjul tey bu toggee suppa kànja ne la waa Joobis ndax di nga mën a añ si man tamit ma dem fii ne waaw dama ko daan def time boobu sax kër te su ma daan dem suñ ma dama am jukko boobu suñ ma ooyalee ka su ma dee dem dama dee ànd nit yu bari nga def ko waa Banjul ñu oola suppa kànja nga ñëw fii ne le annonce ko ci boppi koñ bi ànd ak juróomi nit ngeen dem ñu xool si bunte bi gis ne billahi Joobis mi moo ñàkk xel ta bon suppa kànja bi di nga ko lekk mooy war a biir yu métti ndax ine wuñ la ko yow ñu ngi la oo ci suppa kànja kay ngaa ñëw di lekk ñëwal yow kenn rek ngir yàlla yow xam nga ne kii bot bi mesawut ci nit ñëpp nga ñëw ànd ak nit ñu bari ñoo xam ne mais Wally mii nit la yow nit nga su ma ñëw man laa ilaha illallah non dëgg man de man daa Wally Seck jaaxal na ma waa ji Wally xaaral ba mbex mi ba dëkk bi sedda sekka ñu xa bàyyi xaw ma naka lañ laa taggee waroon naa xam ne ñoo taggee sekka yi xaaral ba dëkk bi segg ak jàmma ngir yàlla bu dëkk bi seddee ngeen commencé di ñëw mu ne ma King Joe bi papa copet sa xañ ci biir ñëpp yaa waaye non man lii dinaa try ma contact Senegalese authorities yi because this is very undone sénégalais gambien di nga ko condemn mu ne ma King Joe bis góor jigéen yi woykat yi tamakat yi feccakat yi mu ne ma ñim ñëpp ñu ngi Banjul léegi ma ne ko soo diggante yàlla mu ne ma billaay Joe mu ne ko mu ne ma ankañ who call Wally to Gambia déedéet amul moom moo kool boppam sax anyway booy boobu moo kool lii rek benn booy bi ñoom Mohamed benn booy bi dee jaay piis Serekunda foofu that young boy foog naa moom ñoom bokk na si ñu ko dee promote ak yooyu la moom moo oo boppam affaire yi dafa métti dañ ne la ñu ne fay gi ñu ne fay gi sax négocier tuñ ko lu ñu am la rek loolu lañ dee ooyee kii ne faxas moom lu rot moom la loolay faxas li ñu def noonu mooy faxas lu mu rot rek baax na soo bii du affaire yi ñaata la lii faxas la mu ngi dépend si dem kat yi rek waaye xaar leen ba after Covid bi ngir yàlla Wally seen Wally la is fine Youssou Ndour amoon na fi dis jamono dafa was fortunate about everything there was no corona at the time Youssou Ndour was good with us man I was a big fan of Youssou Ndour dama daan dem ci stadium bi definitely seetaani Youssou Ndour so Wally tamit am na that definitely right and of course am na tamit the opportunity let's just wait we still on a very serious conditions right now
we not only the Covid but da ngaa consider tamit the poverty bi nga xamante ne moo nekk di small doomi Gambie ni ci àll bi especially the country. We are just in that mood. I'm not hating the boy, neither do I wish him bad luck or anything. I want him to understand ne dëkk bi ñoo amul xaalis ngir yàlla nit bu xamut nag suur naa ñi jël sa loxo ba yéleb olof njaay ñu ne gémmiñ bu xesaw suñ la ko wax sa doomi bàjjana la ko sañe wax man amut ku ma ragal a wax man Gambia amut fa nobody munut faa nekka gannaaw da nga wrong dineen la ko wax du la dara seen affaire yi African mentality yooyu dunduma ko tey sakkaay lii tamit bëgg naa pour ngeen understand ko Wally Seck dafa greedy am naa right call ko greedy am naa right call ko ne ko def someone who does not have no advisor. A serious singer, public figure like him, he is no longer a public figure because he is on the loose. He's no longer because mu ngi drop boppam joxul boppam any class joxul boppam class dëkka bi kaput dañ kapot Amina Jack dëkk ba kapot dañ kapot nekk na Wally nag ñu nag bëgg nag Jobis you speak their language and they hearing you from very well keep talking Mbay Daabo bi laa yaay naa fekk yow yaa sew dégg nga mu ne ma they speak their language because they are Wolof right no actually I mean bëgguma nit ñi jàppee na man dama hate Wally I just don't want the move. It's very hypocritical. It's very untimely. It's just something that nobody can even believe. In America here, the mayor and of course the Gambian embassy attached to whatever, the US embassy attached to the Gambia, will see it another way around. That this country don't have really respect for this COVID-19. I've been here years, for 12 months without even reporting to office because of the COVID. And I know that people are dying. And I know that this virus is still lingering around. And you guys don't even care about it. You guys don't even care about it. And him, her embassy, did not talk about disrespect government because after the government, we think more come like more the comment boom defonte drug way. That this is a very huge amount of drug. They need to just find a way to give a report and stuff like that. Gambia government gis nga yéen man du fu nekk ni wax dëgg ne yàlla dootuma leen wax dara ndax advice yu ma gis ci yéen man doyul ma. ndax ku mel ni alkaali Konte fi nekk mit département na doon liggéey fii nii alkaali Konte sax wax nañ ñu ne ma King Jobe bi may naa ñu ne ma ku siis la lii la ma waaj wax North Carolina de keroog laa ree mu ne ma King Jobe alkaali duy raay boppi jirim mu ne ko sa diggante yàlla mu ne ma billaahi kooku mooy advice sa Adama Barrow xoolal driver Adama Barrow sax am nañ access some driver ñu ngi maa wax ne ma am nañ access to à li ñoo ooyee diplomatic passport. Look at that chip moo tax ma ne ko sa government dafa chip mu ngi xala ñàkk classe amul sax xala problème boobu nga am Adama dangay naqaree dimbale man dama bëgg nit ku am classe noo ma gis nii billaahi toujours ma foog ne muy tase ku ma bëgg ku ma ëpp classe soo gisee ma like Mo Gates du xaalisam bi du dara maanaam Mo Gates bu ko gis nag ku am classe la ku am dunnite la ci boppam and I like that about him amoon na fi sénégalais yu bari I just love them because dañ am comportement am dignité ci seen bopp and that's why I love them loolu tax Buuba Nduur ma like ko Buuba dañ daan toog fii di waxtaan lu bari ak ñoo xamante ni they are great sénégalais ñu ma love because dañ seen dama bëgg a jàng si ñoom bu ëllëgee man tamit ma am lu may waaye yéen you don't learn because whenever I come out here some of you disagree on comments when I attack is this is something that you do in the politics side. When you Dabo ni le Barrow ni ngeen ñëw Jobis ni Jobis da nga négatif no I'm not negative yéen ñëpp doo leen nekk di nelaw ma nelaw ànd ak yéen loolu daf ñoo yaaxa so man foofu laay waxee te foofu laay bañee so loolu tamit bëgg war naa pour ngeen understand ko bëgg naa pour ngeen understand side boobu leen nit ki da nga war a am classe am na loo xamante ne Ali Seck di koy dund promoteur bi booy yi ñoo waroon a toog ñoom élégance yow ci leel saa yow ci leel saa benn bis mun naa wax ak yow sax nga ne ma ne King Jobis mbaa da nga dee sol masque kon de ci leel yow njuuma nga soo leen demee na ko ci leel saa King Jobis mu ne njuuma nga moom fii mos na ma fekkool na ma ndax da nga dee sol masque ba mu ne ko déedéet mu ne ma dil sol masque de Jobis lii dëgg la de ci leel waaw ci leel tey nag su fekkee ne élégance yow sa magazine mooy toog foofu na di promo nit yi ñu génna ci turi lan State House because of yow ñu ne jigéen ngaa ñëw ba gaa ngi laa tooñ ñu ne yaa leen dee jëndal bagage kon yow def nga lu wrong élégance kon tey nga ko soog a drop tey nga soog a drop Mahama élégance kañ Fatou Camara bu nekkoon Banjul du dem Fatou du dem Fatou xam na lu mu siy jëlee Fatou du dem lii ci leel sax gisuma ko de aji ci leel gisuma ko de
gisuma ko ci mbir gi de yàlla Robin Cool mu ni ma ci leel dafa selfish bu ko saagaati nag suma sista la nag Robin dañuy jàppoo de suma sista la wax nañ ne mooy jëndal gars yi bagage rek lañ fi wax nag du selfish mooy jëndal ñoom fos li di bagage rek la fi xale bi wax nag yow Robin waaye yow tamit yaa yàqu aji ci leel suma kilifa suma waay la waaye suma mbokk la suma kii la suma soxna la bàyyi loolu waaye élégance a yaa ngi dégg so nañ leen jéem a move forward bi ñu jéem a let's say move on ndik I think that we should let's try and shift off a little bit gis nga am na lu ma benn waaye mu soon a wax sénégalais la sax de mu ma ko waxee woon downtown New York mu ne ma Jóob ma ne naa mu ne ma ak foo mënti nekk rek na ngay xam ne yow yaay ambassadeur sa réew ma tax tubaab bi di often ask us where you from Africa where in Africa sometimes tubaab yi dañ la gis sa solo ak sa tur ne la Ghana Ethiopia sa comportement dinaay tax ñi jéem laay locate some type of place nit ki da nga war a am comportement sa bopp ngir yàlla bàyyi leen ni ngeen mel ci biir doomi aadama yi ñaan naa leen waaye lii yàgg naa leen ko wax depuis last year depuis 5 years ago tey Facebook bi tax ngeen ñemeñ na ba foog ne mën naa yéen ñoo bokk ndey ak baay ñaan naa leen ngir yàlla man tamit gannaaw mënu maay am ndam ci Adama Barrow waaye jàppale ma yéen ma am ndam ci yéen ngir yàlla yéen Gambien yi ñaan naa leen Sénégalais yi maa leen gën a xam lii nag waxi serious talk la maa leen ko ñaan ngir yàlla I don't hate the boy waaye dama bëgg ngeen understand ngeen sóoba ngeen bàyyi ñi leen di mbaamal you should be better than that he love me I love what the hell is that love amatut fii Wally was fake bi muy raise Gambian flag bi that was fake it's not real in him not the time not the place not the date not the whatever everything was just fake it would have been right in a way fekkoon ne xëj na that certain day mu ñëw with the different flag Gambie Sénégal mu wane na ñaari dëkk yi benn la waaye di la wane leen ñun we are only here for Gambie ñun Gambie leen and then yow everything is about Sénégal xaalis bi ñu laa jox sax da nga koy change one CFA au dollar yóbbu ko sa dëkka waale bu ñuy rey waay faara bu ñu rey lii yëpp gis nañ ñu ko fi defoon demal nga nax Gambien yu am yu tooy yu gofong waaye du jóobis man Sénégal yi nekk fi su ma leen waxee ne xam nañ ma torop and I love I feel like my relationship ak sama dem is like a love because dama yaagaa ñoom greeting jóobis Xadijatu ngeen nuyoo dama yaagaa ñoom so they like me like a family and some of them they're my family because they're from family of man am naa family boo xam ne suma maam na ñëwoon seen family Dakar la jógee Jóob jël Jóob so mooy loolu kon doog su ma gisee ku sant Jóob dinaa ci gis sama bopp gisuloo waaju keroog lu mu wax mu ne ku sant Jóob sénégalais bi dafa am fayda mu ngi wane ne moom sëriñ Tuuba sëriñam la waaye nag sant Jóobam bi amul benn mbàkke gënu ko te loolu mooy dëgga njóobeen moo am fayda boobu leen Jóobeen wax ma di tagga suma bopp waaye dama leen ko jës waxee ni ku nekk rek am nga nooy taggee sa boor maa ngi leen di wane njóobeen a dëgëree nii boppa ñoo gëm seen boppa nii rek bu ci desee rek ñi teg si alali àdduna file ni ñëw defante ak yow ju xiif ba dee moo gën di dunda si njaam yaa bu leen ko nangu tey sàkkaa ëllëg na ngeen am dunnati ci seen boppa ñu mun leen a respect ngeen mun a represent seen boppa foo leen dem am classe am baat bu ja wax te soo waxee na emele wax ga toogaay boo may yeb buy am nu moo demee ma teg la fa dem yaa ngee gis lu ma seetlu si yéen nag fu mu nekk nii mu maa bëgg na xari seen xew yi defu leen ko lu dul kaay leen gis nu ma mel xew moo fi amul benn islam ci nattin muy ngente muy nattin ay xewit la rek xewit la ci yéen ngeen yokk ko nag fii da nga xamante ne da ngeen war a génn ñi taal lampa bi ngeen di may xaalis for nothing what kind of nonsense is that let's try and move on I hope that this COVID will change everything after the COVID then people will think big before they just throw their money in the air you guys need to think man come on y'all let's do something bàyyi ni nekk di dundee nii nit ki da ngay jéem a elevate nii nga xamante ne amuñ no connection to nothing they're doing no bank online thing they're just robbing us it's just like a loose money in the streets they ask cash there is no on bankings nothing you're just gonna give cash they give you some type of ticket
and then you pay cash 100,000 something ñi ngay wax ne beneen dance bi tonight 1,000 la suba waaye o xaw ma ñu ne 1,000 or what the other one ñu ne soo léetee xaw ma 1,200 noonu la ma ko suma jigéen bi waxee. So yéen you guys are still sleeping. Try leen ngeen boycott this public gatherings for now. Try leen ngeen boycott ko. Stay home and then think big. There is always another day. te bés boobu dina mos a ñëw lu nekk dafa am time am waaye suñu waxee ngeen naan ma waali suma xarit la nangam gisuloo mi di house si kenn ñu mën koo binda because of that xarit thing man aw ma xarit I don't have one I don't have a friend suma diggante yàlla aw ma benn friend so moo tax nag géew bi nii laa ci mun a mel man xeexkat laa xeexkat nag dafa ne la King Joobis li nga def nag Jóob I believe ne di ñoo ko war a mun a definitely dafa métti dafa dangereux ni ko sénégalais yi dee waxee dafa métti te dafa dangereux Jóob moo tax man mënumaa am xarit Griff Sougou probably amul xarit and all serious activities look at ku mel ni Ndongo Lo mooy Assane Diouf you two really don't have that much friends the job is just tough moo tax soo leen ñëwee si ñun dañuy jéem a compare ne dañ am xaalis man rek jàpp ma ne dama iñaan leen for what ñun duñ dee xool xaalis ci nit amuñ taaraay boobu noonu what is money ñun money to us possession is even illegal we don't need it it's illegal to us pour ñuy toog sax ñu ñuy ooyee ne ñun we are rich or so yéen def leen seen def on your billions but accept us as activists though. When certain things happen in the country, we're gonna have to talk. You cannot stop us. You guys made me not to sleep 2 days just to stroke the guy. And I was not only using my medium, but also I extended to somewhere else. So that people will be well known and well informed about everything that is going on in Gambia. That they are like a move towards our economy. It's an economic move from Senegal, mob, that enters the Gambia comme njéeréer aha njéeréer comme njéeréer very good njéeréer yi fu mu nekk nii ñu ngi dëkk bi leen ni la waaye naka la dëkk bi tuddaati sa right now njéeréer yaa ngi Kenya ñu ngi lekk crops yi foofu noonu they are very fast and dangerous maa ngi koy fàttale ko mosoon nañu jaar Gambia waaye yàlla buñ fa jaaraat waaye they just like them that's not different njéeréer the only difference in njéeréer will eat the crops but ñoom seen difference they will try ñu jox leen just few hours of entertainment ba pare Wally sax does not even care about you doesn't even have a time for you Wally ñëwut fa ba jay 240 something mu play 2 3 4 5 like 3 hours 2 hours I guess mu bàyyi leen ngeen ñibbi ngeen waste seen time energy dem jël fa covid probably next minute ngeen start di soj di naxante file nele di lekkantu ay lemon ak ebe fekk yaa ngi am covid sa yaay na la lu xew bu su la yaay bu jegee nga ne ko déedéet bilaay damaa fóot dama amee cram te fóotu la da nga covid dama cram yaa booy dama fóot dama cram yaa booy na sorry naanal ndox bu tànga fekk da nga covid lii yëpp mu ngi ci biir di fekk ne doo amati jom beneen event jotati nga takk sa bagage toog leen kër soj bi mu ngi ci biir because njéeréer yi fu mu nekk ni ñu ngi everywhere ñoom groupe boobu njéeréer lañ di semence njéeréer low cost lañ ñoom liñ seen liggéey mooy ñoom day just gonna come and clear dañ lay ñëw rek clear ñi dem government ni Adama Barrow nag mooy loolu moom this time tey moom dama leen a baala ndax man government ni Adama Barrow digg yàlla nag kenn nawloowul leen moo ci seen defin dañuy def dafa local trop definitely man expect naa ñoom as government dañuy war a diplomatique ngir little bit Fatoumata Barrow Kumba sa solo bi rafet na or yi rafet nañ mbaalo Kumba or yi rafet nañ solo bi rafet na Barrow mu ngi leer jéeg ji sax ñam nañu koy nopp di ko Cees yooyu yëpp a ngi ci biir waaye ba tey ngeen jéema classe loolu nag yéen seen government xoolal dégg naa ne da ngay dem ci bind ministry house de billaa wallaay dégg naa ñu ne ma King Joobis mu ne boo fa duggee dafay mel ni da ngay foog ni ci marché nga dugg mu ne ma ñii ñëpp ma ne ko dëkk bi government bi amul contrôle mu ne ma King Joobis or na yàlla mu ne ma ne PRO bi mooy xaayeen yi ma ne ko déedéet fii yaa ma neex ku la neex la rek walk in la rek du dara now with the outbreak in Guinea Conakry is even scary you see
thank you. It's even scary. Thank you, Solo Sending. Lawyer Dabo jërëjëf. It's very scary. But then why Gambia ñoom fil ne ñoom ñoo nekk di smallest di gën fee ñemeñ mbex. Gën fee ñemeñ mbex. Man ñii nit lañ. Di smallest te ba pare gën fee ñemeñ mbex. Yéen a gën a tuuti ci wol bi gën a ñemeñ mbex. Yéen nit ngeen. Yéen ban façon ngi doomi aadama ngeen. laa ilaha illallah waroon naa nekk man government bu ci nekk dëgg-dëgg dangaa ñàkk kersa bilaay liggéey bu métti la liggéey bi dangaa ñàkk kersa doo bëri looy ree doo liggéey bi danga ko jël serious lu waa ngay teg yu métti ngeen liggéey dëkk bi ni ci respect leen billaahi lu war ci borob bu amoon ba léegi diaspora Gambien si ñu ngi koy campagnal waaye xoolal ñu ko mbamba jógee Sudan ak Amérique ñen ñoo am yaakaar googu leen xam ci ñoom kenn amul si yaakaar ñu ngi ñibbi Gambia Adama Barrow daf ñu nee ñun ñooy kii Sweden ñu ne King Jobis la ñu kokkali ak King Jobis Jóob gis nga bi ma fi jàppoog suma xarit bi Yunus Aidara ñoom ñëpp ñu mbam Jobis da nga bon yow da nga hateful ma ne leen ne hey may leen ma damay liggéey mana fi karab ak GDF ñu ne ma Jobis da nga bon Jobis da nga iñaan ma ne leen hey may leen ma damay liggéey ma jàppoo fi ñoom Alaaji Cissé sa bàyyi naa ko fu nekk Jobis bu fi tudd turam ñi foog ne sax danga ko gën mooy kii nii ci fa protocole léegi is okay nee na dem ndax wax dëgg ne yàlla golo ñaawut bokk yàllam nuru mënatuma ci dara golo ñaawut bokk yàllam nuru wax dëgg ne yàlla the Gambia diaspora did not represent us well. Hey, it's just a very few number. ñoom ñoo tax sax Wally dem Ali dafa foogoo ne diaspora ni yëpp buubu neen ñëw because Wally dafa am dëkk Facebook la nekka mu ngi WhatsApp mu ngi Twitter mu ngi TikTok lañ ko dee waaye man awma TikTok mu ngi Instagram foofu laay nekka di xool gars yi di leen di balance bu gisee ne gars yi demee nañ fële ñu ngi commencé di snap ci génte yi snap fi State House because gis na ne gars yaa ngi ñëw jógee fële ne leen di def seen naka lañ boobu noonu State House noonu de yooyu yomb yooyu de gis nga ko de yu ñàkk classe yooyu like Sidi always say we are rare breed and Gambians waaw Sidi waaw Uncle Sidi waaw definitely rare breed lañ definitely Gambian ba dafa doyadi gis nga let's forget about all of this lii sax impression ma let's find a way to solve this problem moo gën ñun as Gambian ñuy wax li dafa mel ni we just directing this to ourselves. Let's find a way to solve the problem. If every Gambian mu at least put a quarter. Let's try and put a quarter. So dina at least make people to be proud of us. Let's every Gambian to be your own ambassador and president from now on. Let's try and do it. So my ñëw nga ne ma Gambian nii dafa mel ni lii is fake. It's not real. So let's find a way pour ñun naka lañ mun a jëlee lii serious mooy ne let's be our own ambassador. Man maa ngi am sos yoo xamante ne Gambian la but I love them. Very strong ladies. And me am na sax suma benn Facebook follower ku ma like because of her postings ak a contribution mu ngi Atlanta Amina Thomas dem leen ngeen xool Amina Thomas ngeen gis yu mu dee bindal jigéen la waaye xeexkat dëgg la bañkat dëgg la toppa ne ma nag moo gën a nekk foog naa suma most prominent follower moom ak Aïta Sarr mi yàgg nañ ci géew gi de ak Saane yaa ji kii Saane ku sol lu weex lii ni la dina roog Ibaadu kii Saane waaye a Juuf yaa ay di Juuf ak Juufeen yéeg Njaayeen yéeg daabo yi léeg ñoom Michael Jot ñii yàgg nañ ci géew gi torop ak man ñii ay xeexkat lañ mu wér peng. Let us be our own ambassador. Kër Baro nag wax dëgg def na sax lu ko war hire na Minister of Education, hire na Minister of Information, hire na Minister of Health, hire na all the ministers needed pour mu run a democratic government. I believe ne ñii dañ ko betray. You can love Baro like him, but you will not like exactly the people that is executing the mission for the Gambians because it looks like they don't represent us. Do they care? Motamatu Jallo, when he read the thing, mu ne ma King Jobis xanaa ñii bindoon bindal lii
lii amut xanaa lii rek lañ interested with ma ne ko until the 8 Matthew dafa he just left because xam na ne ñii I believe ne sax ne dina si write a piece at least mu jéem leen a dimbale because ñii they don't make sense ñii they just I don't understand Sankare no man ñu ne yow PhD nga yow ñu ne doctor nga look at you holder and still you don't even care. Do you really know whom are you looking after on this? Do you want just not to disappoint elegance? I believe ne Fatoumata Barrow bokkut si ndax planut pour dem wax nañ ma 3 days ne moom du dem moom bokkut si nag bii moom bokkut si du bosam ne ko ma di ko defend waaye moom bokkut si ñii ñoom elegance la ak gengi xëy na ñoom it nag am nañ the influence of the state house waaw loolu yëpp mun naa nekk they could back them waaye again I believe ne ñoom it neen ñoo accept alwaali na ko mun ngaa ñëw ci faxas mi dëkk bi métti na waaye nag booy ñëw waaye élégance bu yow bi waali di ñëw lu taxaw leen ko moom kenn mu ñëw waaye Ali li muy ñaay Sénégal yëpp ñaari boos di indi waale yow ñii nit ne ndeen lii ànd ngeen ak xel yéen ànd ngeen ak xel wëyaan boo koy def da ngay ànd yow kenn ñaar bu may gi ñëwee ngeen séddoo bi gën a neex waaye ngeen di wëyaan yéen groupe bu yéen ñëpp dem ngeen di wëyaan yéen groupe yéen ñëpp dem yéen nit ngeen no matter how hard you try trust me Gambians are not going to change why they will change one by one don't worry it's getting better xëy na they will change I have done so much they don't even have nothing to offer me but sometimes nothing but an insult or maybe they will write nonsense you this you that ain't nothing wrong with me man when I'm done with this talking I don't even talk on the phone when I'm outside man I hate talking on the phone when I'm outside ku nekk xamee na ma ko even where I walk after Facebook laay gatuma sax téléphone bi xanaa ma nekk fii ci néeg bi di bind social media waaye pour nekk ci phone bi di wax xanaa muy jigéen góor nag jigéen rek la mën a waxal ci téléphone mu yàgga waaye góor toog ci téléphone nag di wax lu waa come on man lenn li du ma ko jëlal nobody góor daal jigéen la mun a affilié tal góor dafay nuru góor jigéen nuru góor jigéen man loolu laa gëm Alimati Jobe ñu ngi laay nuyu Jóoba Juba billaay suma bro you killing me ankañ Jóoba Juba ndeysaan waaw loolu mooy lu am yéen tamit nag añ leen try ñu move on now the mentality of majority Gambians are changing yeah it is changing gradually mos naa koy dégg añ leen try ñu change système mi ngir yàlla waaye Adama Barrow nag na xam ne bëgguma koona sax tudd tey waaye na xam ne tamit Adama gis nga nguur li ngay def nguur bëggut ko nguur bëggut sedd nguur gis nga ni jam fa mel gis nga li suuko def UDP lu mel noonu bul foog ne suñ la koy dencal di la ko tegal li nga nekk ci incumbency bi la Adama listen gëmuñ nothing liñ laa defal toppatoo wuñ la no bëgguñ la seen interest moo leen fa indi Adama you need to be smart soo ko singaate war na laa jàngal lu nekk UDP ba UDP ndeysaan yaakaar ko sax def ko parti secrétaire xuma lan am na lu ñu ko def ci parti bi yow Aïta Sarr balaa ngay dem lan ngeen def suuku sax Jere Samba maa ngi lay nuyu lan ngeen defati suuku moo tax keroog bi mu demee Daabo def neen Daabo mënu koy gumba léegi suuku bi mu leen pare jam fa dëgg téléphone ba la fay na téléphone bi dafa yàqu lii la Adama Barrow na war a sukkandiku moom si boppam jànga si lu bari waaye Adama Barrow I don't know how to say that xanaa Fatoumata Barrow maybe you can help Fatoumata Barrow xanaa Fatoumata Barrow dimbali ñu ngir yàlla ndax yéen bu leen fogee ne ñi leen wër ne dañ leen like di siiñ wee bàjjen nijaay ñi forever minister forever protocol forever everything there is nothing like anything loo xamante ne mun naa nekk investigation bu ñoo def a corruption or you can know nothing everything is just dandy and nice and everyone is okay everybody is green there is nothing that this country government will go after anybody so it looks like ne yéen you feel comfortable with everything so yéen Adama Barrow that's how you wanna live nga foog ne loolu moo dee yóbbu nguur si kanam try nga call Jammeh lu mu la waxoon ci affaire security
that ne bul ko undermine because of mun na cause instability. And I like that. Jammeh, that was the very good advice boom ever joxe ci dëkk gi. Te nag yow yaa ngi undermine sa security. Undermine security mooy dafa doore ci health. When you don't have a great health, meaning that you exposing all kind of bad stuff in your people. At the end of the day, li am mooy you gonna lock them down without giving them food. lañu muub la ñoo def ñu génn si biti by force attaque la because soo leen eewee te joxalu leen lekka loolu make sense moo tax nga gis maire yi nekk foofu na leen nam no we not gonna do it because of if not soo ko fekkee dañu ko bëgg a def loo da nga ñu am pour nga jox luñ lekk ak luñ naan Adama Barrow ak sa government an leen try ngeen jàppane te bàyyi yaa nice maa la bugga ak foo leen tegi loolu kuulu de loolu bàyyi leen ko far yu ndaw yi mooy ngoro gu bees dafa uteeg government ngoro gu bees moom kenn du def lu naqari yépp neex na ku nekk waaye neex na waaye yow Adama Barrow ci bi man ndax xama sax King Jobis lan nga war a def fu mu nekk ni Job xanaa nga bàyyi nii rek I mean I don't get it though man xama lan laa war a mun a def ba mun na jàngal ñii anyway guys we're gonna have to go I'm tired thank you very much for your time I appreciate you all génnuma pour hate for nobody I just do my normal routine every day. This is a subject, and of course, and a breaking, and I have to, of course, engage myself to whatever I think is not collided or maybe in line with what we think we put this country for what, or dina jema undermine insecurity, or dina jema diminish our economy. I'm gonna have to talk about it. You can't stop me. Being Wally Seka, Youssou Ndour, Macky Sall, whoever, Barrow ku muntu di nekka am nga sa wala fii dinañ ko binda moo tax biñ déggee si Cileel Sarr ne mool la daf day jëndal gaay bagage ma ñëw lacc ko su fekkee ne loolu lu am la I will know so amu dee dinañ xam ba tey lu ci kanam rawli bot wax nañ ci sax am na mention nañ tamit beneen góor ci biir waaye boobu tamit maa ngi find out mu ne ma may ko tuuti dina ma wax ne ma kooku lan ay liggéeyam because kooku mu ne sos sambi mu ngi state house foofu noonu lii nag du suma soos yaa ngi gis waaye man ma xam ne tamit nag am naa ci yéen am ngeen ci man yaakaar nag bu rëy moo tax man tamit nag duma leen lii rek laa mën a def su ñëwee nag daanu ci yéen tey yéen am na ku ma ñëw sax mu ne ma waaw King Job yow xanaa xamuloo ne Wally 75% supporté sama yëpp jigéen leen du jigéen ñëpp jigéen ñi mën nañu bëgg a Wally fecc ak moom waaye di comme ça di reality they will tell him say real Gambian will face Wally mu ne ko well I mean I like you but I feel like no, it's not the time let's wait that's simple loolu mooy di British ñun yàlla moo ñuy jox ñoo xamante ni ñun we not fake ñun we come direct sénégalais nag xam nga xaw ma dañ am yar xaw ma dañ fake waaye seen wax daf day nooy rek ak yow waaye when they woowee mën nañu waxee mën nañu do the other side loolu xamee naa ko yenn sénégalais yi which is I don't like that man if I have to address you I'm gonna address you in front of you man su ma xasee wàññeeku rek gisatuma la I don't really want to talk not shit about te lépp lu ma la duma ko dee bëgg a noppa waaye sénégalais yi ñoom anyhow dañ dee nice xaw ma yar la xaw ma dañ fake ñaari benn la si nag mun naa am dañ am yar mun naa am dañ fake waaye they will be nice but when you not there probably they might talk some shit which is bad I don't like that mun nañ la kii waaye after mun nañu wax si yow some shit though so loolu it could be fake so loolu Gambien bi ñun British leen we don't know that ñun we just gonna tell you right there mu ñu jeexal ko baal ma baal naa la jeex na kenn dutu ko yëg jeex na we don't a real Gambian will not entertain Wally which is true of course we have ladies ñoo xamante ne fii they love Wally all of you have Wally's music you listening you dancing but when it comes to the reality you don't hide you're just gonna come out and express and then address the issue Wally you know what ñun lii antanuñ ko paako xangalan la mooy loolu rastaga so loolu la waaye xangalan la man fu nekk ni sonn naa bu kenn mer nekk amuluñ kenn nothing we not that bad I was mad last night though I wasn't happy fake like hell Hadijatu Kinte things fake like hell that is their behavior mu ne jukko ñu ne Sénégalais yi loolu seen jukko leen ñëwuñ fii na pour nga xas nobody waaye ku nekk ñun tamit am nañ suñ jukko ñoom am nañ seen bos waaw am nañ suñ jukko mooy am nañ seen bos waaw loolu nag moom mooy loolu nag kon doo ku nekk daal na nga try nga understand sa morom ñaari dëkk yi nag dañ bàyyi wante tey sàkkaa ëllëg lii nag sénégalais yi sax waxuñ leen lii ñi ngee wax woykat yi ku dul woykat bokku la woykat yi ak ñu nekk foofu ak présentation ak bongamaan yi loolu day la ñuy wax bongamaan yi sax ñoom ñoo tane ndax ñoom
duñ dee schedule mbax ak mbooloo ñoom dañ ne mun nañ laa fekk ci mbedda bi tëgga seen bongo nga jox leen ñoom dañ doylu ñu ci gën a bale ay rasta leen ñenn ñi bàyyi faal leen ñoom ñu ngi ok waaye Massi Wally nag moom definitely they gonna have to hit am na ko ma wax ne sax ñu ne ma King Joobis place bi first lady lañ ko ndayalee waaw loolu laa fàtte Jóob ñu ne ma first lady lañ ndayalee waaw first lady ñaata leen war a may ñu ne moom lañ ko ndayalee billaay Wally Seck yaa xereñ ñu ne moom lañ ko ndayalee billaay yaa xereñ waroon naa la faa fekk yaa yàqu dëgg su ma la fekkoon noq la de su ma la fa fekkoon noq la maa la man fépp ñu naan first lady lañ ko ndayalee lanay ndayalee for what programme bi laay banay ndayalee what the hell is that ndayalee yow yaa ngi ñëw fay ticket dugg ñu ne ndayalee what is ndayalee by the way ak table yi ñu teg nag xam nga ñu ne Gambie ne dañ bëgg a yëfi germe yaa Massi xajaankat yi nag suma semestre yooyu ma xam Banjul nag ñëw nag di jël table nag di waaw di signal ndóoy di disif ndóoy ci bi te naan man maay diw ma ne xam nga ma faara xay maa ngi dëkk a Germany billaahi barki démba laa ñëw ma ne maa ngi file maa ngi New York America ma New York laa nekk wallaay fekk sax di ko New York rek na yaa ngi dëkk fi Washington waaye di nga wax New York rek kenn toggee fa billaahi maa ngi Sweden man këppëra ñi làkk seen doj nag salom de waaw du max mi ya say sa ame yantan taag bro fa what's up what bullshit come on yow yaa ngi jógee fële ñëw nga war a xalaat leneen lu ëppa yooyu noonu toog foofu di nonsense nga war a dem si yeneen ngay toog foofu di disif cepe yi maay lii le fa wat cepe yi fu mu nekk amatuñ sa time ay góor di leen di disif parce que cepe yi ñoo gis lu nekk cepe yaa gis lu nekk gis nañ lu nekk foofu noonu si dëkk bi di leen semestre yi da ngeen tooy nag mooy seen affaire da ngeen tooy faara te yéen waxuñ leen ko da ngeen tooy da ngeen naa change seen jukko yi leen ni le du ñëpp nag waaye ñu si gën a bari nii lañ leen behave danay maa ngi jógee Sweden boy maa ngi jógee Germany but what the hell you probably yaa ngi woon ci restaurant yi di raxas man mi tey time boobu ma ñëwoon es kenn tokki fii nii raxasuma woon waaye maa fi nekkoon di lakk faari mbaam yi ci restaurant yi lakkee faari mbaam ak Maflo suñoo close ma Maflo bi liggéey dox boobu maa ngi doon liggéey tamit Buffalo Wild Wings chicken wings yow maa ko doon fry di ko séeg fay tey bu ma demee Gambie naa waaw maa ngi jógee US for what loo fa doon def yaa ngi woon US di lakk ganaar yow ñeen naa ngi fii nii ñu ngi jógee IS ñi bis fa leen ne la town fekk ay diaper màgget lañ fi nekkee ak yenn yéeg defee yooyu noonu nga dem town di am loo yëg si biir faa yow yaay kan son booy doo leen try ngeen jéem a change seen habit yi leen ni leen maan gaani yéen yi bi génnee si lii lu yàgg la tase leen naa gaani yéen ngeen xool ko nu moo behave yéen ñi ngeen dese nii dafa cilut faara añ leen change ñu mel nii waaye ah leen change ñu mel nii liñ mel ni bilaay walaay nice gëm leen ma leen change suñ behavior bi man mu tax nag sénégalais yi ñoom tamit moo tax ñoom Wally nag bi leen pandémique bi smoogee ñu ne nañ leen dem semestre yi ñëw nañ because yéen ñu ne nekk social media di snap ak seen TikTok Instagram yi di post ak seen status yi ngeen di def ci seen everywhere and Wally once in a while mu ibbi tese faak lu mel ni sax Facebook léegi-léegi ngeen kii ko no Wally ma ne suma birthday bi ëllëg la Wally nag ma yónnee kii bi de ba mu la jaral ay dégg de xanaa nga ne King Joobis sa birthday ma ñëw wis la happy birthday man ku ma wis happy birthday ñu dégg ko ngénte gu ma dugg mu neex lu ma bokk mu neex sax waaye ngeen dem ci wax nga Wally wis ma waay non am na loo xamante ne yéen a ko def muy yebaate mu jëm si yéen tamit nag ngir yàlla nag nit ki da ngay am dundit sa bopp nag ñaan naa leen waaye yéen tamit nag ah ay waaye yenn li rafetul waaye lenn li rafetul waaye an leen tëj sonn naa ba beneen yoon macha allah kontaan naa dégg nga léegi waa Xadi ñu ngi laay ne Xadi Konte Jula Konte moom dégg Xadi Konte yow yaa ngi doon wax ci corona bi fu mu nekk Wally Seck mu ngi ci réew mi dégg naa yow yi xam naa ne doo ko ñeme bi dina Wally sa waay la ak xaritu Wally yi nekk Sweden yow Sweden Wally seen waay la xam naa li may bind métti naa dina naqari luy de yow Wally sa waay la doo ko mën a bind Xadi doo ci mën a waxtaan waaye dégg naa ne yow tuuti konam nga corona fi keroog maa ngi dégg nga naan corona wu la xaw ma pikir bi moo say ci sa yaram bi am na lu ne advice nga ko jigéen ñi waaye sa waajaa nga ne la di tasaare ndee mi fu mu nekk nii réew mi yàlla na yàlla musal waaye tey dee yi mun nañu commencé next week ñu commencé di suulati di rip di suul ngeen ñëw fi naa ma King Joobis ñaanal ma ne leen sonn naa ñaan gi doy na du ma mën a ñaan doy na bu suul mi commencé du ma mën a ñaan doy na ndax bàyyi ngeen Wally Seck mu bokk ci rey mi léegi nag suul bi commencé ngeen ñëw fii di ma ñaandoo suur naa munuma ko waaw damay xool rek dinaa xool rek passé rek xaal passé waaye nag du ma mën a ñaan de waaw mënumaa ñaan
definitely leave the video kan mooy ne Bintu Eddie Macaulay Bintu Eddie Macaulay mu ne ma leave video waaye mu sin sister bu baax la mu ngi around mu ngi allaana foog naa Bintu Eddie thank you waa dineen jéem a share information bi temps moom duma mën a ñaan nag man maa ne quoi gannaaw yéen a bëgg a ko lii rey nañ rey nañ dee corona na ñëw ku mun a jël corona dem ku mu rey la yaa xam waaye man na dëgg fu nekk mënatumaa ñaan doy na mënatumaa ñaan doy na leave Gambian Hadi Conte alone de non Hadi waali waayam la man maa amul waaye doomi am janjee amul waaye daay ki nga bis yaa bon moo tax booy bi ñëw mu ne la ku añaan nga mu ne ku soxor nga mu ne Jobis yow ku bon nga lii de la ma booy bi wax ma ne ko billaay wax ma ne ko ne waaw nga dégg de mu ne ma Jóob ku bon nga yow Wally Seck la gën Jobis don't go de damay dem panci damay dem panco xaaral ma dem dama soona Kaka Njaay ñu ngi lay nuyu ndeysaan Aïssatou Gaye Boy waaw Aïssatou Gaye Boy bi yow Ndeye Gaye nama naa la ci loo nekk na ngeen def jàmm daal dinaa la call Limati Diop ndeysaan waaye yéen ñëpp ndeysaan amu leen morom yàlla defal leen jàmm ñu booleel leen ci mboolem déwén ma biñ leen boole ci mboolem corona bi de Wally Seck lam jëlee Dakar di indi Gambie fële bu leen ci boole bu ndee mi commencé na man mënatuma fi rib de mu ndee mi commencé ribatuma bu ma fi kenn call hello Jobis King Seku Sedi Kan how are you? Oh, thank you Seku Sedi Kan. Yeah, how are you? Good guy la moom tamit. Ci leel jaata Camara ndeysaan ñu ngi leen a nuyu ñëpp amu leen morom wax dëgg ne yàlla bu fi ndee mi commencé daal mënatumaay rib doy na mun a Jobis let do di campé waay Bintu Konte da nga léet dama ragal dinaa bàyyi vidéo bi Bintu bàyyil ma bàyyi vidéo bi 1 hour Bintu da ngaa gaaw nga seetaan lu commencé bi 2 hours dama koy génne 2 hours waaw léegi seeyaleen vidéo bi ma bàyyi ko 2 hours or 3 hours let's say maximum 3 hours minimum 2 hours seeyaleen ko xam naa ne dina métti pour seeya nag ndax xam ngeen rek mooy loolu they said that there is no COVID-19 in waaw am na benn sénégalais bu ko doon wax ci microphone bi billahi maa ngi koy dégga mu ne Gambie amul corona maa ngi koy dégga am na ku ma ko wax tamit Angleterre sanxani Germany mu ne Gambie amul corona ma ne ko mu ne ma waaw ma ne leen waaw bi ko Gambie ay tooy leen Alaaji Baro ñu ngi laay nuyu ndeysaan mu ne ko waaw am na benn góor bu ne Gambie amul corona maa ngi koy dégga si microphone bi am na benn jigéen sax dégg naa ñu ngi ko fa doon moo xam nga ñoom ñu ne Gambien ni munuñ make-up mu ne ko yow sa make-up bi sa ruuj bii nii xanaa bi ngaa ñëw seetuwuloo gars yi di ko ree bi nga koy ree nag mu ne leen néedé bu leen ko ree moom mu xas ko ba pare na gars yi bi nga ko ree xam nga jigéen bu mun a toog nga xool ko yow mu jox la xaalis nga war koy bigal sa client nga xool ko naan ko ni sa make-up bi dafa jigéen doo ko dee du wax loolu that is not nice te loolu wax nañ ma ko loolu nice loolu yëpp ay belittling la it's not good te loolu yëpp am na ci concert bi maa ngi koy dégga wax nañ ma ko Gambie ñoo fi daqaa make-up Gambien yi fee def make-up fii ñu leen a faaloo bari na réglé mun a jënd lu seer xañ lu neex Gambien ankañ seen jigéen ñi am nañ fayda am nañ classe ñeme nañ lu seer soo duggee ci seen néegi loolu laal $1,000 lañ ko dee jëndee lii day lañ wax ndaw ci biir programme bi ñu ne ko yow de xanaa bi ngay make-up li leen ni leen sa ñoom yaay xaw ma jëluñu woon seetu or something ba xale boobu ndeysaan mu rus jigéen bu rusoo ki ko mënoon na ko rey jigéen bu rusoo dëgg daf day dee mënoon I watch today's TV someone is saying Gambia is chilling paradise. They are true. It's chilling paradise. Well, it's an open place. It's just like Gambia mooy lii nii naka la ko xale bi waxee ti sax mu ne Gambia mooy Little Vegas wax nañ dëggal li leen xawaay mu dem def mooy Little Vegas. Gambling gis nga gambling house yooyu say bu mën amoon yoon ci dëkk bi dañ ko doon condemn gambling house yooyu baaxuñ daf day yàq économie. Definitely it's not good. Economists dëgg bëggut gambling house because what they do ñu ko fandi ay naar lañ ay Lebanese lañ ay tubaab they will just take the money away. They win you gamble doo they win you're gonna have to bring the money back even soo winee sax da nga indiwaat back. They win you more than soo leen winee 1 million ñoom win nañ la 10 millions xaalis boobu will collect dollars and leave you with the dollars mu nekk loolu lañ dee ooyee inflation the fastest way to
to catch inflation is like when you allow gambulas te moo amoon doole si dëkk bi dëgg gambulas yi ñoom ñoo ñëpp laa doon génne condemn ko ci dëkk bi dàqaleen ñu génne dëkk bi waaye nguur gi ay tey la nguur foog nga dëgër foog nga xalaat soxor soo ko deful rek du dem nguur foog nga dëgër soo ko dëgërul rek dem balaa ngaa dee na nga def loo xamante rek ñu waxandoo Jali Rawlings si loolu ko fa téewoon Faara ñoom Yaya Jammeh lii moo leen rescue Faara waaye no Adama Barrow nooy nga dëgg nooy nga man waxuma sa waaye yaa raw nen boo xamante ne nooyal nañ ko ba pare di ko leyal baayo mooy baayo noonu la Adama nooyee moo tax I mean nobody is helping there no helping there why do they allow I respect Gambian women because majority of them are hardworking which is true Aji Ngom Ba ñu ngi lay nuyu da nga leet ba dinaa bàyyi vidéo bi 3 hours mun ngeen ko share Bintu Konte ñu ngi lay nuyu mu ne why do they allow gambling it's been there for so long Jammeh aaye woon na ko but Barrow does not realize that I mean I believe I don't know it's everywhere though gambling is not good baaxul man su ma fa nekkoon ko na ko bu yaaga I would never allow them dama leen a wax hey quit go because li ñoo def mooy they don't help you dañuy ñëw yaxa sa dëkk bi ba pare digal xale yi ci mun a sàcca gambula dëgg drop bi la dee nekka when you want to gamble if you don't have money mun ngaa rey nit jël xaalisam gambling baaxul moo ginaa nasti ci àdduna baaxul nit koo gis muy gambu rek sàcca la su yàggee rek na ko sàcca nga bu yàggee bopp bi moo dee ubbeeku du dee jubóog jabaram bu yàggee daf dee sàcca ori jabaram di dem di gambul o muy sàcca bagage yi jabaram o muy kii jabaram muy dem di ñaani xaalis son wee gambling kat digga daf dee tooy baaxut gambul baaxut bu leen ci dee dugga it's not good try leen ngeen quit loolu seen mind baaxut man fii lu mu fi bari non dinaa sàccanto xëy na su ma neexee ma dem jënd fële jëndantu ticket loolu once in a while sax ay $1 am just for ma half léegi-léeg ma romb make a million bi ñu naan ma waaw lii 500,000 500 million mu ne waay lii waroon naa koy win fay $1 ma yóbbu xaalis bi Banjul that's how I think waaye di dem ci ay gambul house di dugal xaalis in Gambia ngay gambul later on ngay start di sàcc sa yaay di sàcc kër gi di sàcc sa jabar hanga like it's crazy then this is what you guys are doing so I believe ne da ngeen war a quit lii gambling dañ ko war a condemn si dëkk bi dañu war a make sure ne ñu condemn ko ba pare ñu wax leen ni ñibbi if not dafa cause a lot of problem mun na reveal a lot so it's already is revealing so the government might want to reconsider that but I don't know I'm not here to tell them what they should do because already xam naa ñu fa nekk I mean Barrow will not access my I don't know maybe jabaram dina ko jox video bi later on sometime daf ko daan def maybe dina ko jox I believe dina ko jox leen ma jàppee ne man du ma seen noonu man li ñu ma jàppee baax na anyway man ni ma mel ni moom du ma sa ceeñ anyway mooy loolu Alay Cissé moom mooy loolu moom mu ngi cool léegi chief baalal nañ ko it's alright chief mu ngi okay ñu ko waxati dara because ay moromam moo fa nekk wax na dëgg continuel chief ceebal noo sal continuel bu la wax nga dëgg loolu la sukku si ngaati wax nga palante mi kenn du ma si ëppal loxo sukku am nga fayda kañ waaye ta saa de waaru na xam naa ne na ko ne waaye yow kii nit la Ablaye sukku si ngaate non la tigi Gambia am na jam fa de ak a gaaw la yeah let's keep sanitizing our people slowly but change will certainly come inshallah okay bye guys bye ba beneen yoon do Ablaye soo ko sikaate du nit billaay wallaay tallaay su ko dama ko xam bu baax a baax man xam naa ko soo ko business la moo def government ñoo ko mën a dimbale te wa diggaa nee yàlla dangaa gis ne waaji naka la Barrow ko mën na la yaa daa boo digga dee la amul ha bu gol li olof di wax ne kii naka laay bu amoon mburu bu amoon gàllaaj takka sa wet ga Ablaye yaa daaba loolu la ko soo ko na ko you know what il faut soo ko wax na dëgg nag lii affaire yi sharing la let me go take my share xam naa ci kanam dina wax daaba ne ko li tax ma dem fale maa ko xam nag ke ba fii suma demul nii si jël ko ci suma kanam te man duma ci mun dara te ñuy gënuñ maa ay ci réew mi bàyyil ma ñëw bokk ci gëppalante gi baax na daal daaba ne ko wax nga dëgg de mu ne ko ne tout ma wax la ko waaye dama xam ne mënu ma la ko wax directly léegi sax mën na koy kuppal mën naa jël benn 50,000 nu ko duut na ko nekkee baa boobu da nekk njëgi guru daaba ne ko waaye bàyyi loolu waaye bàyyi loolu
ah non non Gambie duñ dem bi laay doo leen dem duma dem waaye doo leen dem de yéen lépp lu ma leen wax lu am la mu fi nekkee si géew gi ba léegi musuma lii ba baay